man damay wax pour defar Macky Sall je n'ai pas de problème avec lui mais dama bëgg fépp foo munti féete ak ko munti àndal nekkal ci dëgg président Macky Sall def na réalisation kenn weddiwu ko waaye lu mu deful moo ëpp lu mu def moo tax Sénégal il est payé parmi les pays les plus pauvres parce que bu ñu déggee dafa mel ni Sénégal tout va bien agriculture pêche c'est pas vrai c'est pas vrai comparé Sénégal yeneen pays du monde ne sont pas les pays les plus pauvres de la planète Sénégal bokk na si réew ñu gënoon dool ci àdduna te doo ko wax kon liggéeykat bu defee benn jéego dina egg naa fii waaye ba léegi doyul def naa Dakar Arena waaye doyul naa def Kédougou Arena naa def Baba Garage Arena def naa Ila Touba waaye doyul naa def Ila Koumpentoum naa def Ila Diaobé naa def Ila Ziguinchor loolu la parce que ku bëgg léegi dana liggéey naa waaye doyul ba yéene naa Sénégalais lu ëpp loolu nga farlu dem liggéey waaye ñu inauguré rek woo ñëpp tëggkatu sama ne man la c'est pas vrai xaalis bu ne fa Arena est-ce que xaalis Macky Sall mais dañ ko fal pour mu liggéey il a le mérite d'accord mais dañ ko jox Sénégalais ñoo liggéey seen liggéey ñàkk fay leen ko demal nga liggéey moom dafa mel ni moom Arena bi maa ko tabax sama xaalis mais naa ko Sénégalais c'est pas vrai. Permettez à Baye. non il faut juste ñu comprendre que Sénégal existé en 2012. Sénégal nekkul Macky Sall ba mu nekkee président lay doog existé. nekkoon ministre avant Macky Sall lu mu wax mooy le temps tey temps de l'action lañ toll. au moment opposition nekk rue de Dakar. 2002 Macky Sall mu ngi si inauguration. Le président Macky Sall vous donne rendez-vous le 14 pour l'inauguration du TER. di nga TER bi. am na ku si wax naan ay 1600 milliards xam nga am na benn waay yu wax tabaski jot mu ne weer baa ngi nii ñëpp tàcc ko mu ne ñaari weer baa ngi nii. TER bi 565 milliards la si président Macky Sall def. le 21 le président moo ngi ñu jox rendez-vous Gambie. inauguration pont Sénégambie. man dem naa Casamance en 2011. di nga boo eggoon Fatick ba Kaolack c'était l'enfer boo eggee Nioro Kaolack ba Nioro di pour jéggi bac bi c'était de l'enfer mais tey dañuy jéggi bac bi demee début février président day doon rendez-vous à la région de la Casamance nga xëy 8 heures ndekkee malheureusement le temps ñoo ngi sant yàlla di gërëm totalement épuisé may fàttali tey jii ñu ngi amoon mbégte doon dalal ci plateau bi Mbaye Sène di membre pôle parrainage bu Benno Bokk Yaakaar des responsables politiques Thiaroye. Voilà, chargé de mission à la primature. Merci beaucoup Mbaye d'avoir fait le déplacement. Merci Mansour. Merci beaucoup à vous aussi Dr Rosner Ludovic Alissoutin, donc des consultants international, enseignant, chercheur en droit, membre du mouvement Gëm Sa Bopp, du président Bougane Gueye Dany. Merci beaucoup docteur d'avoir fait le déplacement. Merci à vous. Merci beaucoup à vous aussi infiniment Mamadou Badiane di Gaynde. Un lion dans Barwourna, Gaynde dans le pays. Heureusement ba Gaynde la fekk. Donc coordonnateur du grand parti au niveau de Pikine, mandataire adjoint auprès donc du ministère de l'Intérieur, du grand parti. Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement. Merci beaucoup à vous aussi Ansoumana Sané, conseiller technique du ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural, responsable des jeunes du département de Bignona, juriste aussi. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous aussi fidèles et téléspectateurs. Mention spéciale à l'équipe technique bi ñu jàppale nag ci coordination préparation émission bi. Mention spéciale à la rédaction de la DTV di leen jox dig daje àllarba bi ñu dégmal avec toujours le même plaisir. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم
لا إله إلا الله لا إله إلا أنت الله أكبر الحمد لله wala àdduna diggée ni danga fiy sax wallaahi nax nga sa bopp àdduna kenn du fi sax allahu akbar alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamin wa salawatullahi wa salaamuhu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin muhammad ibn abdillah wa ala alihi wa ashabihi bukuratan wa asila assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh mbokki seetaan ndénkaane del siwaat nanu di àndaat ak yéen ci ndénkaane altine ba alxemes lay am di nuyu ñi seetaan ñëpp di leen ñaanal jàmm ñu tawat tëdd ci kër yi ak hôpital yi ak ñu tawat di doxaale ak seen jàngoro yal na yàlla saafara ñëpp ñu nekk ci xar-xat rawatina ñi ci kaso yi yal na yàlla génne leen ci ñi nga xam ne ñoo nekk ci yoon di tukki yàlla sàmm leen ñu dem ci jàmm fekki jàmm nekk fa ci jàmm fekkaat seen njaboot ci jàmm di ñaanal yàlla ñi tëdd ci bàmmeel yi ñoom ñëpp yàlla nañu ànd ak Seyda Zeynab Fall wax aaya Seyda Adama Seck bi mu yaa layta qawmi yaalamuuna bima gafara lii rabbi wa jaalani min al mukramin yàlla na ñëpp am jàmm yàlla na ñëpp am xéewal yàlla na ñëpp wér yàlla na ñëpp mucc célibataire yëpp yàlla nañu am wéetal yu góor yeeg yu jigéen yi rawatina yi ci kër gi tabarakallahu célibataire yi ci kër gi yàlla yàlla xettali leen sedd bi seen noona ñëw naa ki ngànnaayam te loxoy kese lañ yor yàlla yàlla wallu leen lay pay salaamaaleykum maa ngi lay ziyaara bu baax a baax borom Europe waaw te foofu la gën a seddee kon fii nii lu ñëw Sénégal mën nañ ko. yal na leen yàlla xeetali. ci nga de. non damay def association ci nga. waa ñoom si lañ. ñoom Rokhaya. doo ci ñoom kii Mayte ñoom ñooñu si lañ. ci nga. yow. bon maa ngi presque si buntu bi di génn. seexu naa ñu nuyu la ziar la moom génn na ci. yàgg na benn la yor di yootu ñaar. non man maribataire la. célibataire dafa am maribataire am. yow maribataire. maribataire mooy ñi am benn di fuglu dem. ñaam ñaar ñooy lan. ñaam ñaar nuñ tudd. ba tey ñooñu ay maribataire la ñeent yi yor ñeent ñi sës ñoom ñooy marié. jigéen ñi mere nañ la xaar duñ la seetaanee. mère Thiam na nga def. maa ngi leen nuyu baax di la ziar. yaa ngi am jàmm baax. ñu sant yàlla baax. ci nga bi moom tey ñu ko defal promotion. moom bàyyi ko fii rek. am na bu tubaab association ci nga am na bu muy nëbb bu tubaab taxawal de ci nga. ah xanaa moom ci la de. ci la de. ci nga. kii nag di ñeenteel nag moom. kooku noonu. dafa réer raar. xaw ma ruur xaw ma daal. Louise Foné. dafa jëloon congé tamit nag congé am na de. maa ngi fi Sénégal gépp bëgg lay laajte. maa leen gën a namm. yaa ñuy def nii. non. wéetal ñu nii rek. non wéetalu ma leen mais ñëw naa. d'accord. maa ko Italie de yëg de Italie lañ daje si boutique yi. muy def la muy Modou nga dimbale ko daal. est-ce que jëlutoon gaal yi. dafa doon tourné. gis ko muy Modou Italie. nga dimbale ko daal da doon Modou xam da doon jaay. da doon faatu nga ne ko nan dem. ma ne ko lañ dem faatu. di day yàq sama der rek. dafa jëlutoon gaal yi dajewuñu Italie. gëstu nga li mu jëloon bi muy dem. Milan dajewuñu fa Louise. gaal yi laa jël gaal yi. ñàkkul de ndax xëy rek kenn gisu la moom. yaa jël du nekk booy dem. ñu sant ko bu baax a baax gërëm ko di ko dalalaat ci plateau bi. ñu dem studio de seeti Modou Mbacké lan la këru yëglekaay yi xëyee Modou salaamaaleykum. kum salaam yaa oustaz. yaa ngi am jàmm. waaw ñu ngi sant bu baax suñu borom. naka 31 baag yooyu noonu. waaw nekkoon ci liggéey ba rek. yow de gisuma la moom ca fële ñu nekkoon doon fa wane suñu bopp tuuti. man kay tey laa ko yëg. tey nga ko yëg. xam nga dafa am ku ma doon tooñ fu mu toll naan oustaz bii dem di baaleeg yooyu. déet waay. waaye tey de am na maire boo xam ne jox nañ ma vidéo am ci suba si. mbaat da nga koo jekku di. maire bi daal xam naa. ndénkaane lay dikk. non ay yàggaayu loolu dafa daa yàggaayu rek. dafa yàggaayu rek daanaka. déet xoolal ñii di ma wan kanam gi. man déet ban maire la kenn ñu may wan am na kanam guñ ma wan nii de léegi. kooku de man xàmmeewu ma ko fa. vidéo bi moom xam naa na waa YouTube xaar. am na fa gaa yoo xam nag dañu mën a monté bi rek. dafa am gaa yi mën a monté vidéo ya oustaz. taarikalla. am na gaa yoo xam dana jàpp ay vidéo daañu koy monté ba nga jàpp ni. xëy na sax benn maire buy fecce waaye fekk na du moom. maire bi nag moo monté boppam. baax na moom kenn monté wu ko. nañ ci tey de lan la këru yëglekaay yi yeewoo Modou Mbacké. waaw yaa oustaz
d'abord li ñu duppee naan information obligeant xibaar bi wadd mooy Khalifa Sall ma doon taxaw sànq ci kanamu attekaay bi ngir ñu annuler ni ko avocat am doon sàkkoo ñu annuler leen ko njëkkoon daan ci atte bu njëkk ba Cour suprême bu Ndakaaru da koo gàntal na ko daañu ko toppaat incha allah ci nu mu gën a yaatoo waaye ni nga ko waxee yëlekaay yi xëy di génn sakkan na laas moom dafa xëyee opposition bu Sénégal bi nga xamante ni daanaka maintenant wax ni ñoom itam xeex ba ña nga caandi ngir bëgg parrainage bi ñu mën koo teg nële ndax ne ñu awul ci yoon lii moo tax ñoom itam ne ñu xeex mënta ñàkk defante mënta ñàkk ndax gis na ni président Sall moo ñëw bëgg daal di leen jaay doole bëgg leen na saxal ñu gis nag juróomi candidat kott la ñu validé gun ñetti candidat jëm ci pàcc ba 19 candidats moom dañ leen a daal di disqualifié noonu na ko laas xëy ci xëtam mu njëkkam yastas ginnaaw laas ñu dem ci Le Quotidien moom it xëyee na mbirum opposition bi nga xam yëglekaay bi nee na juróomi candidat président Macky Sall Ousmane Sonko maître ki nga xam rek mooy kon Khalifa Sall meexum Ndakaaru bom Karim Wade ak El Hadji Issa Sall bu PUR moom député bi ñii la ñu validé gun waaye nag gis nañ ni ku mel ni ki Idi Madické ak Gakou moom ña ngay xaaraat ngir mën a mottali seen ay signature lii moo tax ñoom sax ñu boole seen bopp ci wenn say gis ni dañoo bëgg a xàccandoo dóorandoo duñu bañ sax wan ginnaaw parrainage bi te kon su boobaa boo defu ndànk kon boycott mën naa am élection buñ ci naree bokk dana nëx ndax élection balaa muy am day fekk ñaari candidat jàkkaarloo waaye bu dee moom Macky Sall dong élection du am ni la ko yëlekaay bi xëy indeem Vox Pop moom itam jaax ci wàll gunni mel yëlekaay bi nee na likaay bi ne Ousmane Sonko ci boppam fi ñu toll nii tembe mooy outsider bi nga xam te ni bi mën na taxaw jàkkaarloo ak président Macky Sall lu ni mel moo tax ñoom jàpp na ni day fi ñu toll nii doxinam ak ndaw ñi lu ni mel moo tax professeur Moussa Diaw jàngat na mbir mi moom nee na Ousmane Sonko day dafay wane image yu sonu Sénégal yi nga xam te ñoom dañoo bëgg tout le temps changement jot gay itam Aliou Khoye Diaw moom jàpp na ni Ousmane Sonko moom ci boppam daal day wane ni ndaw yi bëgg nañ ko te itam nag am nañ ci moom yaakaar ndax mooy candidat bi gën a féete ndaw ci biir Sénégal observateur bi itam jaax ci wàll gëm yëglekaay bi nee na fi ñu toll ni tembe ñeenu dàq seen mbirum parrainage ña ngay joytu ak a xundu waaye nag jël nañ ay avocat yu bari ngir nag war a mën a fexe ba nga xam te ne bi seen ay rek signature daañu ko mën a valider yëlekaay bi ñëwaat na ci wàll gi di ñu xamal naan fi ñu toll ni tembe dem lu jëm ci parrainage boobee ak ñenu dàq ña ngay wane seenu mer ba futu Les Échos moom itam jox kàddu gi borom xam-xam ci wàll gi moom itam nee na fi ñu toll ni parrainage boobee daanaka daal gis nañ ni am na gaa yoo xam te ne bi seen ay dossier kenn mënu ko lijjanti dafa bay loolu lu nga xam moo ca yàqu waaye tam ñu gis ni daal ñoo xam lu ëpp 30 000 seen ay signature dañ koo invalidé ñoom moom dañ leen di dàq d'office ñu dem muñ ba xëy na 2024 ay élection présidentielle yi nga xam war naa am su atam yaa ustaas jax ci wàll gi moom dafa ñëwaat ci réewum Sénégal toll waaye bi lekaay bi nee na jot na de kilifa yi dina yi wax jëbal seen kàddu ndax bu nee ba nga xam te ne bii waa kër gi caat ak kilifa ña ngay way président Macky Sall di ko wooye saay-saay bi dem ba sax Barthélémy Dias moom itam jëlaat li nga xam mooy kàddu yi yëglekaay bi ne jot na kilifa yi wax ndax dëgg la démocratie nekkul tifaarantey saaga ñoom seen dafay yokk luy ñaawal li nga xam si mooy doxin ci biir Sénégal ci biir moom dafa xëy ñëw Karim Wade bi nga xam ni koy lam-lamee yu lekaay bi nii waaw ndax xam Karim Wade sax moom dana ñëw Sénégal am ndéet ndax jaaxle am na ci lool may ko fay nag nee nag lu mën di xew Karim moom dina ñëw Sénégal ci nii mbaa ci nële donte procureur ba ca Qatar ñëwoon na Sénégal diggante 24 ba le 25 waxtaan na ak président Sall ci décembre ba ñu génn la woon lu ni mel moo tax ñu jàpp ni mbaadu Karim Wade mii dafa am ay gars yu négocier ngir nag bañ mu ñëw Sénégal waaye PDS ñoom nañu ak lu mën di xew Karim dana ñëw muy taw mbaa mi naaj kaso ba mbaa pale ba lu mu ci am jël yaa ustaaz mbaa pale ba lu mu ci am jël jërëjëf Modou Mbacké gërëm naa la bu baax a baax a baax yow parrainage yi moom valide nañ la wala invalide waaw man damay xaar beneen élection bi ñëw loolu laa bëgg a def ndax xam naa ne fii moom jaxasoo gi mu jaxasoo moom foo ko takk wees na ko yaa ustaaz ndax mbir yi fi ñu toll nii moom parrainage bi ma gis ni daal doy na waar jaxasoo na lool moo tax daal daanaka xam naa ne daal toog waxtaan na ci baax ndax mbir mi am réew buñ ko séqee jaxasoo am maanaam ay goj bu laxasoo ci ab teen dañuy toog waxtaane ko ba laqar bi ko waaye lii am nii fi ñu toll ni pëccëxoo gu métte moo ci am yaa ustaaz waaye kër gi moom validel nañ la waaw validel foofu moom mu déjà validé quoi d'accord tabarakalla wéy di validé rek waaw wéy di validé mënoo fee ñàkk dañuy góorgóorlu rek comme yow di góorgóorlu
kon kiyel rek boo kiyee après. waaw bu kiyee ma kiyel la. d'accord kiyel incha allah merci beaucoup yàlla. merci jërëjëf Modou Mbacké ñu sant ko baax a baax gërëm ko. merci beaucoup ci këru yëglekaay yeeg lim nu ci jukkil ñu jaajëfal ko bu baax a baax a baax. Cheikhouna laay njëkkee Cheikhouna. gannaaw auzu billaahi mina shaytaani rajiim. non ginnaaw moo waxee auzu billaahi mina shaytaani rajiim. maa ngi sant yàlla beneen yoon ci kontaanaat ci teewaat ci émission bu mag bi bokk ak yéen xam nga. di nuyu Sénégalais yi ñu seetaan yëpp à travers la DTV. par rapport ak mais balaa loolu nag xam nga Louise moom bokk naa ci ñi gën a sonal Mayte sax naa ko mais Louise dafa war a ñëw parce que man mbedd mi dañu may sonal ana tata Louise ana tata man la Louise tata Louise ci jànk ji la bokk mais vraiment léegi dafa demoon ci gaal yi waaw xam nga ñu ngi kontaanaat beneen yoon xam nga bokkaat ak moom plateau ndaxte man ak moom xam nga dañ bokk équipe moom ñu defati lim ñu defoon yaa gis xam nga moom xam na bon mais par rapport ak élément bi damay njëkkee fii Modou Mbacké mujjee muy par rapport ak wax yu ñaaw yi nga xamante ni par rapport ak musique ñu ngi mettre si première page bi waa kër gi par rapport ak seen son bi nga xamante ni moom lañ génnee muy saay-saay waaw man je me dis que tey kilifa diine yi parce que dañu wax ne kilifa diine yi war nañ wax au juste bi ñu waree wax dafa yàgg xam nga tey àdduna mbir suy ñëw di am dafa am loo xamante ni dafa am commencement am fin mais ci njëlbeen bi bu sénégalais yi fàtte ni Abdoulaye Wade bi muy nekk président dafa amoon benn sénégalais bu nekkoon Canada ñu koy wax Souleymane Jules Diop mu nekk fa jàpp benn président wu Sénégal di ko saaga di ko traité de tous les noms d'oiseaux ba jàpp fi un xalif général des Tijanes wax yu ñaaw ci moom yu tegginewul ci moom Sénégal yëpp di ko dégg chaque jour muy dégg di kii Abdoulaye Wade wàcc fa la leçon bi waroon commencé kooku ba mu wàccee ñëw Sénégal même bu président bee demee kooku la ñu waroon njëkk tëj ci kaso bi régler problème su boobaa benn Sénégal dootu ko def mais président bi fi nekk actuellement daf ko jël fal ko loolu mooy ko wane na bunt gis nga àdduna faut pas que ñuy jël ay mbir kenn ku nekk lu la arrangé wala ci mbir bi lu la arrangé rek nga jëfee lu la arrangé nga teg ko Sénégalais dañu gaaw a fàtte ba pare Sénégalais dañuy xool benn nit bu faible wala xool si population bi ñi gën a faible bu ñu defee yenn affaires yi ñu bëgg leen ŋaa ñu bëgg leen sikk te fekk na ñi nga xamante ne ñoo nekk ci kaw ñu ngi jëf yu gën a ñaaw yooyu yu gën a salte yooyu ci kaw Sénégalais yi kenn du wax benn kilifa du wax toroxal Sénégalais yi chaque jour ñu gis autorités yi di ko def parce que toroxal Sénégalais yi wees bokk na ci tey suñu dëkk bi amul sécurité boo demee hôpitaux yi mënoo faj yeneen te kenn du ci wax mais détails yi nga xamante ni bu ko Sénégalais lambda bi defee ñëpp wax bu ko kilifa yi waxee ñëpp noppi aussi dañu war a seexaat seen bopp par rapport ak loolu beneen bi mooy que par rapport ak conseil constitutionnel ak candidat yi bon lii ñun bettuñu parce que man je me dis que tey am na yoo xam ne ay farce la quoi vraiment parce que tey coow lii mënoon nañ ko weesu mënoon na bañ a am ay coow doublon ak ay kii ak nangam sangam yooyu mënoon nañ ko weesu parce que ñëpp xam nañ ne àdduna bi que ni tey toll na foo xamante ni Sénégal yëpp xam nañ que ni tey kaawu doublon bii ni doon na am ñëpp a ngi ko doon xaar mais yii c'est des choses yoo xamante ni ñu jiite xamoon nañ ne dina am te doon ci profité pour que xam nga au moins am ñenn ñoo xamante ni peut-être que dañ leen recalé ak yooyu noonu mais yii mënoon na ñàkk parce que tey élection boo siy dem soo bëggee gagné da ngay gagné si légitimement mais aussi légalement xam nga Sénégalais yi xam ne meilleurs candidats yi ñoom ñoo fi nekk dem jongante fiche bi nga xamante ni moom la Sénégalais yi tànn aussi gars yi fal ko ñëpp ànd ci ginnaawam loolu laa gis mais tey Sénégal vraiment yii ñëpp ay caaxaan la pour man quoi. d'accord jërëjëf Cheikhouna ñu sant ko baax a baax gërëm ko ñu ne Fatim kontaan na ci yow. waaw Fatim. non Fatim moom sama nit la moom dafa manqué dénkaane sax. rappeuse moom dafa war di teew. ñu ne bég na ci yow mi ngi lay nuyu Fatim. kaawam dama ci wax. ak Mayte wax si ak Jupiter. parce que man dama gëm diversité dama gëm ni plateau ndénkaane. plateau la boo xam ne Sénégalais yi ñoo ko moom. Sénégalais yi façon bu nekk daf ci nekk genre Fatim la si nekk te Fatim dafa am place si ndénkaane ak ay rassam. jigéen ñi def rassa góor yi def rassa ñi gëm li mu gëm ñëpp di retrouvé boobu aat bi envers Fatim moo tax ma dama yàgg gëm dafa am place am ci biir ndénkaane parce que loolu mooy ndénkaane diversité. d'accord jërëjëf Cheikhouna lay fay. waaw Oustaz Makhtar ñu ngi nuyoo ñu si plateau bi di remercier surtout téléspectateurs yi nga xam ne dañuy suivre di wax ne alhamdulilahi rabbil alamin Cheikhouna dafay commencé di wax auzu billahi mina shaytaani rajim di muslimay dañ naan alhamdulilah parce que c'est pas la première fois dem nañ fu nekk ñu ñuy laaj Louise donc tey bu ñëwaatee si plateau bi sant yàlla lay doon pour ñëw nag si revue de presse bi damay commencer si parrainage bi je pense que c'est une guerre perdue d'avance si on se rappelle Louise gëm naa ne ñoo si doon wax mat na 4 mois mooy bañ doon wax ne problème mu parrainage ba loi bi jàllee foofu avant loi bi di jàll foofu la ñu waroon saytoo parrainage bi xool teg les garde-fous yi nga xam ne foofu lañ ko war a teg pour lépp pour mu mun a dem mais munu fi nga war a xeexee woo fa topp si beneen affaire di si wax ba mu jaan bi romb nga jàpp di dóor si watit bi beneen bi mooy ñoo jàpp ne fi ñu war a xeexee booy si
si assemblée d'abord si assemblée la ñu waroon xeexee parce que tey bu ñu nee assemblée de rupture la ñu bëggoon une assemblée de rupture tey jii nii bu ñu amee assemblée boo xam ne je suis désolé de le dire ñu gis li si am ay xeex ay xulo ainsi de suite donc li ñu doon changé ak li ñu bëggoon mënul nekk te comme ñoom ñi nga xam ne ñooy député yi ñoom ñoo fa teewal askan wi projet de loi bu nekk ñoom ñooy ñëw pour voter ko ñooñu depuis foofu la ñu waroon commencé xeex bi maanaam si élection législative yi foofu la ñu ko waree woon commencé. deuxième bi ma ñëw si boycott bi ñu wax entre Gakou Idi ak opposition bi boycott du solution. lu tax boycott du solution on se rappelle assemblée bi ñu amoon loolu moo ko indi woon boycott moo ko indi woon. donc comme boycotté ngeen ñu am benn assemblée bu mécanique tey jii nii faut pas remettre les mêmes erreurs def nañ benn erreur dañu si war a jàngee si erreur boobu pour def beneen taxaw seetlu. donc man si côté élection yi loolu laa gis ne mooy affaire parrainage yi xas na ba romb te dañuy gën a segg déjà nee nañ 5 la ñu validé 3 yoo xam ne dañ leen di jéem a xoolaat après on va voir recevabilité wu candidature yi ndax Karim dinañ ko recevoir ndax Khalifa Sall dinañ ko recevoir mu nekkaat beneen jalon boo xam dañ ko war a teg donc tey jii nii dañuy dem si élection yoo xam ne président sortant bi peut-être dina faire face ak 2 wala 3 candidats lay amal lay jàmbaarloo. loolu muy nekk benn échec laay wax si opposition bi parce que ñoom aussi mënoon nañ unir seen force ma ñëw si kaw Kilifeu ak Y'en a marre si vidéo bi ñu wax Cheikh naa moo wax na pratiquement wax bi yëpp impunité bu xasee ba am dañuy yaakaar ne loolu mooy li gën et quoi qu'on puisse dire on n'est pas du côté de l'opposition encore moins du côté du pouvoir observateur rek lañ dañuy xool mais président aussi institution la institution la kilifa la papa bi la jur yaay bi la jur am na wax yoo xam doo ko wax rawatina ki nga xam ne moom mooy sa njiitu réew te balaa ngaa xam président solo bu mu am wala réew solo bu mu am nga dajeex ñeneen ñoo xam ne bokkoo leen nationalité bokkoo leen pays ku si nekk nga gis nu muy fonkee président wam tey boo demee Maroc boutique boo munti dem da ngay gis ne photo buur bi dañ koy teg buur bi dañ ko bëgg dañ ko respecté donc tey foofu la ñu war a toll si Sénégal léegi nag ñu ngi wax émergence ñu ngi wax rupture si jikko yi la war a doon émergence si doxalin yi la war a doon foofu ñu commencé dem si base yooyu surtout ak si nouvelle at. d'accord jërëjëf ñu sant ko bu baax a baax gërëm ko lay pay ci jàngat bi Mère Thiam asalaamaaleykum. maaleykum salaam. na nga def. maa ngi sant bu baax Sarr. li nga def nag. muy lan. 31 bi. waaw sama kër moo ayoo woon rek ma dem defal ba mu baax. loolu du dara dina nangu na ko. en tant que Seyda Mère Thiam. de duma Seyda de. en tant que Mère Thiam. en tant que Mère Thiam. en tant que mère état Mère Thiam bala may sa pire. lu wax Seyda de. en tant que bala may sa Thiam pire bu DTV. bay day weesu mbote. man ci nag laa nekk nag laa de. nekkatuma sax xam nag laa. sunu kër gi xewle woon. yaa ngi dégg. ci à la FIFA. ci peut-être def lu rëy. def yow seen naa la kay da ngaa nëbbutu waaye seen naa la. ah man de sama vidéo génne wuñ ko. waaw man lañu génne xam nga man maay man mais xam nga man maay état il faut ñu may génne. waa ji naan boo ne pib ñu publier. waaw dañuy publier. nañ publier xoolal ana Sidi maa ngi nii publier ko ne ko ñëpp publier. dañ koy yónnee waa régie de. na ko may te génne man yooyu xoolal man dama ca def garam bu baax laa def. di def lan defuma ci wane ma sama bi defar ba mu baax. di def lan bi la xalee garam boobu. di defar ba mu baax kii di way ma yeggaayu dem ca Jupiter dem ca ñoom Fama dem ci samay bokk daal sama yëf. dem ca ñoom Louis man daal maa ngi nii. waaw d'accord namuma ci dara. te si c'était à refaire je vais le refaire. waa nu yoon. si c'est à refaire ma refaire ba mu neex. waa sa affaire nu yoon. déggoo ma de. dégguma la. ma ne la dama laa déglootul. yaa nga woon ca conférence ba sa yëf. waaw kii ma nga woon ca jàngam yi liberté. te ministre le 19 rek. ñun le 19 man tam maa nga ca. yow boo ñëwee le 19 xamuloo fa war a def. nee nga génn nga si kii diine gi. gis nga nag kaay ma xam dañ ne diine ak jamono. yow yaa ne génn nga si diine gi de. dama mel ne diine ak jamono. en décembre ngay dund jamono. fii ba janvier di jeex maa ngi ci jamono. après bu màggal Touba jeex nga am yooyu. coppe nag ku ma ci génne du baax nag ku ma ci génne du baax nag yow tamit nag yàlla dafa boole nit ki xoolal yéen am ku ne. waaw d'accord yéen oustaz am leen ku ne. waaw d'accord demal. am de. demal pareegu ma de. pareegu ni. si nga enregistré dama koy defaat fii léegi. vidéo bi na ko ñëpp publier na ko Sénégal gi partagé. li ngay wax ni yëpp xam naa sa système ngay teg pour bañ YouTube jot.
barke yonti yàlla mu xëy na ci man te garab bu laa def rek ne ma samay cër di yàggaayu yëpp sama yëf laa def ay ñun ay géew lan ni waaw baax na léegi toogati ci plateau bi rek naan oustaz gis naa la dama ne la segam géer ñee fecc ak tëgg ak sama ñu ko moom xanaa wax day dem gaaraas Jupiter jël à la FIFA fait dara manqué wul xale yi ñëw day paan mate dugg gaaraas ne tëj ko du paan de day paan dama ne la ku nekk sa yëf yaa nga ca yàlla nee na yonent bi nee na maa ni nii maay na man ta maa ngi ci yàggaayu ba rek ku nekk sa yëf Sénégal jëm kanam yàlla ñu baal ñun amuñu bàkkaar yal na yàlla yërëm Zeynab amin amin caama amu leen bàkkaar fu géwél di amee bàkkaar ñeen bu ma ko ya Seydaa de bu ma ko wax mënu ma dëgg la moom fu ñu amee bàkkaar ñun déet moo salaaw dëgg su ma ko waxee fa mënu ma caama loolu fu mu xewee ma ne ko am na ci aaya bi set ko ci surat 182 aaya 29 amuñu bàkkaar ñun ñee ñooy géwél yi parce que tooñu kenn seexu naa reer na surat ñun tooñu kenn 182 kay rek la mën a ne ñun tooñu kenn seexu naa jàmm rek la ñuy wax de ak lu neex bàjjel lui mais caama doo ne wala ma ñëw ci Louise defal loo ne man de ci feet laa nekk nam ma dara waaw d'accord maa ngi revue de presse bi lu muy yow de am na lu ma ci wax de saaga yi neexuma de xam nga Cheikhouna am na lu mu wax ci Souleymane Jules Diop waaye du man kenn bokk ma cee ko gën te man waa kilifa man dafa koo xamante ne dama ko bëgg muy kii takk verre nu mu tudd Fadel Baro dafa jàng alxuraan nekk taalibe baay jàng école man dama ko gis moom xam na dama ko gisee sopp ko ndax seen ñoom ki ñu bëgg muy Mawlana Cheikh al Islam kooku ku mu yar ak ku ko tarbiya dafa am nee nooy comporté woo ak saaga am de moom bokk ci mais man kii bi son bi dégg ma saaga de saay-saay la ñuy wax saay-saay waaw mais son bi dara na si son la rek bu dal bu Sénégal yi bëgg xam nga campagne lañ ne gis nga kilifa dee ko wax rek kilifa man nee naa président keroog bind sa ginnaaw rek merci ak jërëjëf rek Sénégal jëm kanam loolu waaye wax baax na ndax ku bool bu koy xaj boobu la am déet te ku sa gémmi di naaj doo wax jàmm waxtaanu gumba ak gaana daru yàlla du ca rafet yéen waa kër gi bàyyi leen saaga ay doomu sénégalais ngeen fii ngeen dëkk ku fi dewoon léegi ba Gàmbi saaga fa ka fa nekk koy wallaay di nga ko rëcc waaye nag kii moom dafa yaru moom président Macky Sall dafa yaru loolu wax baax na ma saaga te mu mel ni am na lu ci toog bees mbirum Khalifa Sall yi rejeté waan nañ ko waaw moom nag xam nga man sax damay wax lu affaire këru jàmbur la papay jàmbur la càmmiñu jàmbur la waaye rek yàlla na yàlla defa rek mu leer nañ mais aussi Karim dina ñëw ak du ñëw moom daal nañ ñëw làmb jaa ngi daal ku mën sa morom duma na leen Macky Sall duma ba teg leen seen biir ñoom ñëpp ay wax day jeex làmb jaa la 13 janvier déedéet gannaaw jàll na ci làmb kii bi élection yi ku nekk ñëw nañu rejeté nañ leen te gis nga parrainage bi moindre erreur rek ñu dàq la parce que dafa am ñu parrainage bi am na ñoo xam ne sax xamuñu luy parrainage bi ñu ngi si campagne mais xamuñu luy parrainage bi. bu ñu déggee ne Khalifa Sall validé nañ candidat am ñu xëyaat tey ñu ne bàyyiwuñ ko ndax loolu du am lu mu defaat ci bopp Sénégalais yi. dina am tuuti jiixi jaaxa. xëy li tax bàyyiwuñ ko loolu waa justice la loolu man du ma ci wax man loolu ba kook ña ko moom waaye daal comme validé nañ candidature am nañ bàyyi ba yoon ba ci kanam a kanam. nañ bàyyi mu toll puisé ndax élection yi benn des na dina nee nañ ba kañ lañ koy kii waa la ñu wax yeexu kañ lañ koy taxawaatal. parrainage yi la ñu fu mu toll nii ci parrainage yi la ñu toll. moom parrainage am baax na ba pare léegi ñeneen ñi seen parrainage baaxul ñoom tollaguñu ci ñoom gëm sa bopp ñi nga xam ne seen parrainage baaxul ñoom dootu ñu bokk ñoom xanaa. d'accord nañ dem toogi. d'accord jërëjëf mère Thiam ñu sant ko bu baax a baax gërëm ko Louise. waaw Oustaz Mactar. ñu ziar la. maa ngi delloo ziar. namoon tubaab bi. Louise mi ci tubaab bi. day tey Oustaz Mactar nga may ma balaa maa wax ci revue de presse bi. ma ñaan soxna Zeynab Fall yàlla na ko yàlla xare aljana. amiin soxna Zeynab Fall yàlla na ko yàlla xare aljana. amiin soxna Zeynab Fall Sarr yàlla na ko yàlla xare aljana. amiin ko ci njaboot bi mu fi bàyyi. amiin revue de presse bi. may masawu njege ñaarewu Khalifa Sall. mais ça c'est pas une surprise. ñëpp xamoon ne nii lay demee donc mu demee woon contraire bi lay jaaxal nit ñi benn aspect bi mooy affaire waa kër gi. je pense que insolence fii Sénégal kenn waxutee ci tiit moi je dis que c'est une très bonne chose Sénégal dañu toll foo xam ne kenn waxatul def lu ko neex wala kenn wax lu ko neex. et loolu ñoom tant que sonn ñu ci dem kaso rek je pense que ñii jiite réew mi waruñu sonn donc loolu moom amul ku man personnellement du ma leen masawu parce que mag du ñàkk yar. ça c'est une chose mag day am yar comme que nag ñoom ñoo nekk ay mag lànk ne duñu am yar bon ils auront ce qu'ils méritent. beneen aspect bi mooy le retour de Karim Wade moi je pense que aujourd'hui Karim Wade doit vraiment jouer le tout pour le tout mu ñëw ñu tëj ko ci kaso bi sax daf ko war a def. tëj non mu ñibbisi
ci élection yi ñu tëj ko ci kaso bi bien que il est bien dafa yomb ma toog fii naan mu ñibbi fi ñu tëj ko ci kaso pendant que moom ñam na kaso ba pare xam na kaso métti na trop les gens diront que c'est très facile mais politique mooy laaj yenn yi politique moo laaj yenn yi Karim dafa war a jóge fi mu nekk wàcc si géew bi fii buñ koy tëj ñu tëj ko Sénégal yi xam li fi xew je pense que c'est loolu lay gagné mais mu toogee fekk ba élection yi passé il peut dire adieu à la politique sénégalaise. waaye ñu ànd ak moom sax di xeex ak koo gisul kay moom loolu mooy ñàkk bopp sax Karim kay yoo gisoo Karim déggoo Karim di wax Karim rek ñun sax ñu amul bopp. man su may xeex damay xeex ki ma jàkkaarloo waaye Matar Sarr nekk Ndar maan ko ba nga ñëw fi te mu nekk Ndar ñoo amul bopp sax. d'accord jërëjëf Louise ñu sant ko gërëm ko jërë ngeen jëf ci jàngat bi macha allah balaa ñoo ñëw ci élément bi am nañ benn élément. source aar dama ci dellusiwaat tuuti. xam nga dafa wax ne nag kilifa yi wax kilifa yi diine yi. bu yàggul fële ca grande mosquée xalifa général des Tidianes Serigne Mbaye Sy Mansour. defe naa discours bi mu def adressé ko politiciens yi. source a waroon na ko génnee. B génnee ko. C génnee ko Z génnee ko. tout le temps journal yi nañu bàyyi. bu kilifa waxee. wax joo xam ne dafa jëm ci politique lu bennale. discours am boobu internet bi lañ ko gisee. muy discours boo xam ne nii ñëpp la waxal. ñiy voté ña ñuy voteel. jaruñoo xeex jaruñoo xuloo jaruñoo réeroo ak say mbokk. defe naa loolu doyoon na sëkk pour kilifa lu mu war a wax na waxam. pourquoi source a ak ñu mel ni moom. discours xalif général des Tidianes boobu génne wuñ ko jàllale ko toog ba tey ñu naan xalifa yi nañu wax. mel ne dañoo waxul. xalifa yi fa ñuy waxee ñoom xam nañ ne ñu fay waxee. léeg-léeg sax ñu ne dañoo war a ñëw ci presse beeg nangam. waaye tey bu ñu toogoon ca àll ba gën a sori saaga président danañ xëy tiitree ko. kon dafa mel ne ñoom dañoo bëgg wax loo xalifa yi liñ bëgg ñoom mais pas li xalifa yi war a wax. loolu lenn la ci source a. beneen bi yaanaa maar man maay wax sama waxu bopp ju engagé wul kenn. ak ñàkk teggin weesuwul nga taxaw naan président saay-saay la. ak ku ko mën ci def. mënuñoo pardonné président bu fat benn saagakat pardonné wuñu ko. c'est pas normal comme ni ko Seexuna di waxee. ku mel ne Zil Diop nga jël ko teg ko ci sa wet. première yëpp sénégalais yi foofu la tàmbali. ndax nit koo xam ne xamee wuñ ko lu dul toog Canada di saaga ay kilifa. mu xëy ñëw ñu wat ko jël ko jox ko poste foofu la ak yebaate tàmbalee. ni nga xamee ne loolu nanguwuñu ko loolu tamit la ñuy ñàkk a nangoo ay ndaw. yoo xam ne danañu taxaw président bu ñëpp voteel donte du 100% waaye sénégalais yi ñoo ko fi teg. muy bàyyi sénégalais yi. imaginel tey ñu taxawoon sama baay ñu ne saay-saay la wala ñoom seen baay ñu ne saay-saay la. mën nga dénoncer mën nga wax lu doxul ci réew mi mën nga wax loo bëgg a wax mais taxaw naan président saay-saay la. loolu ak ñàkk teggin la goo xam ne ni kenn mënu koo baale. ba tax na jarul sax ñu nekk di ci maslaha naan non ay rapport la ñu nangam nañu ko arrêté yooyu jëmul kër. nekkuñu fi ngir Masamba wala ngir Mademba. waaye président dafa am cër buñ ko war a jox. am nga noo war a waxee ak moom kilifa am na nu muy waxee ak moom. na rapport yi ci Amérique di waxee ak Donald Trump. mais Sénégal rapport yi duñ ko waxee président Macky Sall ndax réew mi. du Amérique ay culture. dañoo am baax dañoo am diine dañoo am ay ngëm-ngëm. dañoo xam warmaal mag diine am lu ñu sant. ba tax na loolu la ñuy commentaire ci loolu noonu la wax leen li ngeen war a wax ci réew mi dénoncé ko waaye nag ay président saay-saay la moom franchement arrête. ñu dem réussi seetaan benn élément. ku ci jàkkaarloo moom de ay ku ci jàkkaarloo moom face à face. na ba xale bi yaayam su wàccee nampal rek lay am ci doomam su ko nampalee ba pare xale bi day daw ñëwaat ci man. liggéey bi ñuy def tax na jigéen ñu bari nag amatuñu jot bu bari ci seen doom yi ñi ngi koy dénk ñu leen di wax ay nunu ñooy doxal rôlu yaay bi loolee nag tax xale yi di leen gën a bëgg que seen yaay bi leen jur. par 15 jours su ma wàccee mujj gi da doon gellu foofu si kër ga yaayam dafa ma noonu mujj gi dama ne sama yaay damay dem toog foofu nekk ak moom sàpp naa ne yow tey sa doom boo ko amee war nga ko mën a même bu fekkee da ngay liggéey sax soo wàccee war nga ko mën a jël taf ko sa bopp ba dina xam ne tey kii mooy sama yaay mais boo seetloo jànk bi li muy def si moom di ko toppatoo di ko kus te xale à chaque fois ki koy jox lekk di ko toppatoo kooku lay gën a bëgg. mbir mi nag ki nga xam ne moo di Mame Diarra Sène di ko ñaawlu moom mi nga xam ne ab yaay la mu gënal ko mu toog këram ngir rek toppatoo njabootam.
yaay dañoo war a nekk ak seen doom jox leen exemple yu baax jànk yi ñoom mënuñu def lépp ndax ñun ñoo jur seeni doom ñoo leen mën a encadrer ba ci kanam jànk yi bi ñu ñëwee moom daal bale fomp lañ fi war a def la reste ñun ñoo ko war a motal toog ak seeni doom di leen wàññi ci lu bari di leen defar di xool yoon bu ñu war a jël bu ñu warul jël. Ayta nag day liggéey waaye saa suy dem day yóbbaale doomam. samay doom moom su may dem dama koy yóbbaale parce que boo koy xool dañu nekk ci jamono boo xam ne dafa métti viol yi bare na ci xale yi te xale yi boo leen di liggéey di leen fi bàyyi bëgg nof laa jànq yi li nga bëgg ñu defal la ko duñ la ko defal sa doom yi te àdduna bi dañoo nekk ci jamono boo xamante ne mooy loolu. mën nañu boole liggéey bi ak yar sunuy doom loolee di kàddu soxna Sile. may taqale damay jaay parce que damaa jaboot sama jëkkër amul doole jigéen ñi tamit il faut ñuy jàppale góor ñi tamit il faut ñuy yërëm jigéen ñi xam nga boo gisee jigéen ñi tamit di wuti yërëm seen jëkkër yi ak suñ njaboot yi xam nga bu ñuy sëy ba am njaboot sëyatuñ ngir suñuy jëkkër dañuy sëy ngir suñuy doom jëkkër tam munoo ba jël lépp wekk ko ci jëkkër day métti mais il faut tamit ñuy waslu àq ci xale. ci noonu papa ji moom jàpp ni jigéen ñi kenn mënu leen a tere ñuy liggéeyi. ñun ñi di góor ci yoon ñoo war a dem di liggéey ji ñëw di jox jigéen comprendre nga tey jigéen bu demee bay dem di liggéey bu amee doom war na jël doom yóbbul ko kër yaayam parce que tamit doomu aadama yi nit ñi yemuñu kii ni muy éduquer sa doom ak ni nga ko bëgg a éduquer du ñu doon benn. ci noonu nag yaay yi bëral seen kàddu ni ak lu mënti xew war nañ di nekk ak seeni doom. moom sama suñu ñoom yaay dañ ko doon def loolu amoon na fi mais léegi koo wax rek mu ne damay jël jànk parce que damay liggéey dugg na fi génn te loolu waru mun a nekk ni dañoo war a jël suñuy doom teg leen ci yoon bu baax. doom moom il faut nga di ko téye nga mu am amour ci yaayam parce que doom bu amee amour ci yaayam foo ko mën a yóbbu xel mi day nekk ci waajuram. du ma jël lépp di ko wekk ci jànk damay xool samay doom éduquer samay doom di leen seet lu def ci ñoom loo xamante ne ëllëg ak ci biir duñu naan xool leen doomu diw. soxna yu bari jamono ji ñu ngi dem di liggéeyi ngir rek dimbali seeni jaboot bu ñu sukkandikoo ci ñu dekk suñu micro loolee nag tax ñoom ñi li ñi ñaax ñi nga xam ne ñoo di seen moroom jigéen yi ñu def seen doom yi seen priorité. jërë ngeen jëf waa régie ñu sant leen bu baax a baax gërëm leen mère Thiama élément baa ngi noonu tey kenn toogatul. waaw loolu daal ñëpp a ngi wuti. waaye ñu fàtte xale yi. waaw Oustaz Makhtar léegi de jànq yi daanaka ni mooy ñoom ñooy yaay xale yi. da ngay gis jànq yoo xam ne bu ñu demee weekend sax xale bi daf koy gellu dañuy jël wala buy dem dëkk ba dañuy jël morso takkal ko ne dañuy bañ sama doom ji gellu jànq bi ndax moom la miin. ndax yow da ngay xëy suba teel dem ñibbi dem liggéey. balaa nga ñëw sa kër 13h boo ñëwee yaa ngi koy xool mun nga fekk mu nelaw mun nga fekk bañ a nelaw yow boo ñëwaatee guddi am na jànq yoo xam sax ñooy fanaan ak xale yi amuñu seen amour maternel si jànq bi la ñu kii man noonu système boobu man jaaxal na ma. li ma gis léegi xale yi di ko def système boobu man jaaxal na ma trop. waaw même ba sama sœur yi sax seen doom yi man balaa ma mën a wax indi leen xale yi ma koy téye parce que dafa am loo xam ne yaay la war daf te et puis jànq yi dama yàlla ba dafa am ñu xaw a saay-saay dañ naan man du ma raxas doomu jàmbur jànq boo gis doom boo gis ñu koy bàyyi ak jànq du set lu bari parce que yaay li mu mën a def ci doomam jànq bi c'est pas son problème day bàyyi couche bi ci moom ba xam ne yaay mi ngi doog a ñëw mu dindi ko sànni mu nga ko defal couche le matin du ko dindi tant que ay une heure jotul ndaxte nekk amul sens donc xale jigéen dañu war a téyewaat seen noppam mais nag taluñu ko da ngay xëy suba teel góor gi génn ndaw si génn ñu bàyyi faatu bi ci biir kër gi muy def li ko neex mooy jàngal sa doom fecc mooy jàngal sa doom way mooy jàngal sa doom lépp looy bañ sa doom def ko jànq bi dina ko def man yàlla dogal na nag man musuma am jànq buy téye doom ñoo xam ñun fa ñuy see jànq du ko téye yaay téye sa doom nag bu màggee nag ba màgg boo neexee nag nga curki waaye tànk yi muy am ay ba nga war ko toll nii doo moom kilifa ko sa borom kër gi paa bi maanaam sama sët yi kenn du leen téye yéena leen jur yéena leen boot yéena leen di téye yàlla dimbali waaye léegi li ma gis moom lii doy na waar lay pay waaw mu nekk situation boo xam ne sax sa comprendre parce que bu njëkkoon boo xoolee situation yi dafa changé conception lañ daan dëkkee fa kër gu mag an nekkax maam nekkax ay famille yu bëri même yow mi nga xam ne mu yaay ji bu dee da nga am liggéey sa congé de maternité bu jeexee boo reprendre di nga bàyyi sa doom ak say wujju peccorgo wala sa yaay foofu dina am toppatoo gi si war mais léegi dañu gis ne jigéen ñi ak seen liggéey permettre tout leen
te dañuy dëkk famille nucléaire maanaam jëkkër ak jabar ñooy dëkk ak jànq donc sa liggéey dootu la permettre nga mën a yor sa doom lu bëri boo ñëwee jànq bi nga koy jox jànq boobu noonu nag ndax am na formation déjà bu adapté parce que liggéeyu kër ak téye xale bokkul liggéeyu kër ak téye xale lii différence bi mooy liggéeyu téye xale dafa am lu mu laaj si wàllu set mertiam Louise a ngi nii xam na si dara mais am na aussi lu mu laaj si wàllu amour ku yore xale faw sa xol di laab parce que xale chaque jour dina la def loo xam ne te am na loo xam ne xale baa ngi koy def yaayam rek moo ko mën a muñal moo ko mën a nangul léegi nag fan la problème bi nekk parce que bu dee da ngay liggéey ab nañ na sa congé de maternité bu jeexee après 3 mois yi dañ lay jox 1 an allaitement 1 an allaitement bi da ngay jël soit da nga koy jël le matin wala après midi bi maanaam sa heure 8 heures de temps bi nga waroon am dañ lay jox 7 heures de temps ngay liggéey donc mën nga xëy 9 heures comme mën nga wàcc 16 heures normalement foofu noonu tamit yaay ji war na jouer rôle am bu ñëwee si kër gi mu xam ne jànq bi relais la woon si doomam mais moom bu ñëwee nag mu commencé assumer rôle de mère am foofu noonu loolu nag tey jii nii mooy problème mu xale yu jigéen yi surtout genre Louise gi nga xam ne dañuy boole seen liggéey boole beneen liggéey ba dañuy wàcc ay 20 heures non on se dit la vérité quand même dëgg la on se dit la vérité wala tey jii da ngay am doom nga nàmpal ko 3 mois 4 mois pare nga tu es entre 2 avions tey yaa ngi Chine suba yaa ngi Dubaï gannaaw suba yaa ngi feneen foofu noonu moo tax faw taxaw di ski mais Thiam dafa am lu am solo lu mu wax muy wàllu set bi mais au delà de wàllu set bi am na ñoo xam ne dañuy maltraité yenn xale yi am na xale yu ndaw yoo xam ne di nga gis ne jànq yi ñoo leen di jàngal saay-saay parce que yu bëri si ñoom lañ koy foowee am na xale yoo xam ne jànq yi ñoo leen di indil problème mu hémorroïde parce que dañ leen di teg si pot dem nekk si leneen pendant 2 heures de temps wala 3 heures de temps gis nañ ko fi am na xale yoo xam ne jànq yi ñoo leen di indil yenn danger yi te doo ko xam parce que naan nañ teg nañ eau de javel wala omo ñu naan ko ñu ndëbb ko yaayam pour dire que ne am na loo xam ne nit ki foofu nga am confiance si moom parce que dama gis ne li gën a metti mooy ëmb ak wasin donc ki nga xam ne ëmb nga wasin nga war nga aménager sa emploi du temps war nga jéem a def de sorte que sa doom nga am koo ko jox mu tëyal la ko d'accord jërëjëf laay ñu jaajëfal ko Cheikhouna waaw Oustaz waaw bon par rapport ak élément bi damay wax ni d'abord gis nga góor benn mag daf may wax ni mënuma góor émetteur la maanaam dafa am ay valeur yu muy émettre am ay jikko yu muy émettre am ay gëm-gëm yu muy émettre gëm ni loolu dafa war a nekk ci njabootam mu sànni ko mu ne jabaram war ko réceptionner su ko réceptionner ba pare war ko diffuser ci njaboot gi mais su fekkente ni li muy réception li ko war a réceptionner nekk fa pour diffuser ko ci njaboot gi y a problème gis nga même boo xoolee ci alxuraan yàlla dafay wattuloo bàyyiloo xel tout le temps góor ñi ak jigéen ñi ci njaboot gi soo seetloo ba ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam takk na ñaari soxna yoo xamante ni ba mu leen di takk dafa leen takk ngir lan boo seetloo dafa am njaboot gu sew dafa am soxna mu génn àdduna munoon na uti ji amoon na ay jaam munoon na bàyyi jaam yi ak ñu yar doom yi defu ko mais dafa takki ay jabar pour ñu wattu njaboot gi même boo xoolee ba tey ci suratul Nisaa saar bi nga xam te ne moom la ñuy wax ne que ni foofu noonu dafa wax que ne takk leen ñaar ñett ba ñeent li ko jiitu ci kaw tuuti dafa wattuloo xel góor yooyu leen di takk jigéen ñooñu nga xamante ni dañu am ay doom dafa leen wattuloo xel ci jirim yooyu noonu kon ce qui veut dire que xale bi dafa nekk lu important ci biir sëy bi te ki mu ko wattuloo ki mu ko kiiloo bien vrai que ku góor ki am na ci passement mais ku jigéen ki daf ci am responsabilité bu mag ba tax na tey soo seetloo ci réew yu mag yu bëri boo demee si réew mu mel ni Canada tey léegi jigéen dañuy am 1 an de congé maternité boo demee réew bu mel ni ay Allemagne jigéen bi léegi famille bi couple day am 2 ans de congé maternité ku jigéen ki day jël 1 an ku góor ki jël 1 an parce que lan parce que xale bi gis nga ñun suñu société ñun chaque jour damay wax que ni dama koy faral di wax ma ne que ni ñun dañuy dem ci émancipation boo xamante ni dafa négative ñun saa yi ñu indilee dara dañuy jël li ci gën a bon ñu jël ko tey soo seetloo suñu société chaque fois li muy jël ci wàllum suñu nekkin ak suñu dundin réew yu mag yi ko xam te ne dañ ko jëloon yëpp ñu ngi koy commencé bàyyi te jamono bi ñu koy jox ci jamono jooju la ñu def remarque ni loolu indi na ay gàllankoor yu bëri ci seen réew yi mu mel ni ñoom dañoo bëgg leen dal leen olof naan ko picc mu lakkum taat day bëgg morom mu mel ni li ñu leen dal dañu bëgg mu dal ñu indil ñu ko ñun ñu accepté ko te dañu war a jàngee ci erreur yi nga xamante ni moom la Occident def yenn réew yi def te yenn réew yi di ko rectifier au lieu que ñu xool ñi def erreur bi mais ñun au lieu que ñu xool ñi koy rectifier ñun dañuy xool ñu def erreur bi ñun ñu nekk ci erreur bi ba tax na tey jigéen ñi parce que tey jigéen dafa am jeexital ci éducation surtout ci doomam parce que tey man damay def seetlu bu njëkk
man suñu kër da nga daan gis ni boo añee sama yaay bu la nee dama sieste nga xaw a kii man lan la lay sa papa neewloon boo añee na nga dem tëddi nelaw soo génnee si mbedd mi 17h30 jot moo lay sa papa wax la woon que heure bi su jot na nga dem sangu dem jàng sa leçon ba sa papa ñëw tout le temps sa papa moom la lay fàttali parce que lim lay wax mooy que li sa papa bëgg moom dafa nekk pour que loolu noonu sa papa bëgg tout le temps mu ngi lay transmettre loolu que di la woon ni kër yi si biir kër gi am na benn kenn kon benn hiérarchie boo xam ne kooku moo nekk ci kaw moom moo définir projet ak politique générale kër gi tout le temps mu ngi lay fàttali loolu comme tey rek tey soo seetloo premier ministre suy wax day wax que ni ci ndigalu président de la République wala ci xalaatu président de la République tout le temps mu ngi lay fàttali ni kooku moom mooy kilifa gi mais loolu tey jigéen bi toogatul pour amal loolu ba loolu nag dafa tax que tey famille yi dafa fragilisé wu tey boo seetloo famille amatul sax hiérarchie parce que bu njëkk jigéen bi dafa am nu mu doon taxawee par rapport ak doomam doom bi di ko gis si moom institut yooyu ba nga xam ne xale bi dafay mel ni mu war a mel mais tey amatul tey xale yi sax amatuñu affection boobu noonu seen yaay xale yi seen jànq yi ci kër gi la ñu gën a miin ñoom moom la ñu gën a xam institut ak seen xale yi vraiment xam nga c'est des choses yoo xamante ni nag xam nga société bi toll na foo xamante ni pour delluwaat ci loolu dina jafe trop mais réew yu mag yi muy réew tubaab bi aussi bi ñu nee ba gis loolu ay gàllankoor société bi aussi daf ciy joué tey xam nga tey mooy li may wax chaque jour ne ni nekk ni sénégalais yi tey amuñu yenn moyens yi mais réew tubaab bi am nañu yenn moyens yi ba nga xamante ni tey ndaw si du bàyyi doomam muy taxawaalu ci mbedd mi moom dina xam ni que ni doomam tey bu wàccee telle heure fii la ko war a mu yóbbu pour mu occuper ko nii la war a def ba nga xam ne xale bi du taxawaalu ci mbedd mi mais tey xale yi la preuve tey Sénégal boo wàccee ci mbedd mi boo gisee xale rek ngay gis ñuy taxawaalu ci loolu nekk na loo xamante ni vraiment du lu gën d'accord jërëjëf Cheikhouna Louise. waaw Oustaz Mactar. mais je vais pas abonder si même sens où Cheikhouna ak sama waa ji Laye Paye mais damay wax benn aspect d'abord. pour dire que mais la ñuy wax contraire bi laa gis. gis naa ne yaay yi ñu ngi farlu bu baax seen doom yi. da ngay xool dafa am benn jamono boo xam ne lait maternel. genre lait bu ñuy jaay ci pharmacie yi. c'est très vendu. Aujourd'hui, tu verras que Kirley, c'est très vendu. Pourquoi? C'est-à-dire que yaay même si fekkee ñi ngi liggéey ñi ngi def ay efforts yu mag ci seen doom yi. mooy lan nangootuñu seen doom yi en tout cas ñu ci bëri naan les bu ñuy jaay ci pharmacie bi. C'est-à-dire que bu ñuy xëy di liggéey sax ñu yóbbaale seen tiirlee tiire seen lait ci bureau ba bu ñëwee moom la ñuy jox seen doom yi. am na ñoo xam ne dañuy jël sax heure d'allaitement dellu seen kër yi heure de pause. ba ñu préféré toog bureau di añ. dellu seen kër yi heure de pause gontuwaat. maintenant xam nga ñoo ñu ngi def ay effort yu mag. benn aspect bi mooy il faut état jëmmal leen. il faut état dimbali leen. parce que dëkk yëpp ñu mën a farlu seen doom yi toppatoo seen doom yi état moo leen may doole boobu. moo leen may ñu am assez de temps de repos. parce que fii 3 mois yi ngay am congé de maternité sax boo deful nànk ñu dàq la. boo deful nànk yow boo nekkee en état de grossesse balaa ngay accoucher ñu tapas la dàq la. et ça c'est beaucoup de femmes qui subissent ça au Sénégal. Quand tu es marié, tu as moins de chances d'avoir du boulot. Quand tu es marié avec des enfants, tu as moins de chances d'avoir du boulot si tu n'as pas encore travaillé. Quand tu es célibataire sans enfants, faut dem ñu jël la. Et tout ça, c'est des frustrations yoo xam ne femmes yi ñu koy subir et personne n'en parle. Maintenant, qu'est-ce que les gens disent? jigéen ñi toppatoo ñu bu baax seen doom yi jigéen ñi faaw ñu liggéey. doom yi faaw ñu yar leen. doom yi faaw ñu leen di yar. Louise man xamee wu ma xaaral ñu ngi leen di yar. xamatoo ñu ngi leen di yar bu baax. bu ñëw xamul tax non ñu ngi leen di yar. doom yi seen yaay ñu ngi leen di yar. amul benn man gisuma man personnellement. te li ngeen di wax am naa mais gisuma yaay boo xam ne talul doomam nit du ëbb juróom-ñeenti weer. sonn ci mag sonn ci table bi. mais li ñu bañ a tal sa doom loolu moom. mais circonstance mooy def ni non mais circonstance mooy def ni kii amul temps mais c'est pas que amul du yendu doom bi ci kër gi rek ka yaru doom. mais mën naa la dama gis ñoo xam ne bu ñu wàccee seen kër ñun ay jigéen lañu bu xoolal dañuy yoot naan bu ma gisee dama bëgg a tëdd nelaw. sama ay copines yi dañuy yoot dañuy yoot daal fu dugg ci kër gi. xoolal dugg ci kër gi tëdd nelaw ba xam nga xale yi dañuy xam seen heure yaay. ma ne suñu maamu njëkk yi su koor ne dem tool bàyyi mama déglu may ma su koor ne rek ñu ne maman ñëw na duñ ko tëral de. voilà maman ñëw na mais léegi xam nga ban système lañuy def dañuy garder soo ko gisee livre yu bëri ak ay plaque tableau yu bëri soo gisee day nekk ci tool yi boot xale bi. te loolu Cheikh naa wuy ma xam nga ay jigéen lañu wax te am nañ da ngay gis femmes yoo xamante ni ñoom ñii
dañuy wàcc yoon xaaral ma jeexal dañuy wàcc man dama dudd benn du ñaar commençant par sama professeur day sumi daal li yoon lan la mu ne su ma déggee du ma may jàmm yoon dem tëdd waaw ba ay 21 heures léegi nag su génne rek mu ne maman fekk maman ñëw ne bu yàgg ma ne ko ay amoo suuxa non yaa naa a boobu Louise wala sax tiir damay ko tënk sax ne man gisuma c'est-à-dire bu la neexee gisoo Oustaz Louise tiir lee bi nga wax noonu dama lay wax benn wax yow da nga jaawatle ñaari mbir gis nga doom ñaar devoir la yaay am ci moom muy yor ko ak yar ko baat bu nekk may ma rek dafa am définition loo téyewul yoroo loo teg ci place dem mais non attends may ma rek non may ma da nga wax ma déglu attentivement dama la ne yaay ñaari mbir la am ci doomam mooy mu yar ko mooy mu yor ko yow da ngay wax ci baatu yor bi te yor bi sax yorin wi dafa am yorin am ñun ci yorin mi ngay wax noonu dañu ne gënul am na lu ko gën ki pël ñun suñuy fuglu li gën la ñuy fuglu pour suñu doom yi dañu ne li gën l'idéal ci xale bi mooy que mu nekk ak yaayam yow attends may ma rek dama yow non attends may ma rek est-ce que tu préférerais aujourd'hui waaw est-ce que tey yow da nga doon jël sa jabar ne ko bu liggéey toogal ci man sama jabar du liggéey man gëm-gëm bi ma am ci chef la man gëm-gëm bi xaar ma man gëm-gëm dëgg wax la man sama gëm-gëm laa lay wax man li ma gëm man du wax lu ma gëmul de wuy ma man musuma toog ci plateau wax lu ma gëmul li ma gëm xam nga mooy lan waaw dëgg lu ma wax la man li ma gëm lan la yow tam Cheikh na jaram du liggéey kii moom rek ñuy añi ci jabaram mu ne jabaram liggéeyu non attends déedéet gëm-gëm xaaral attends sañoon na nekk gëm-gëm xaaral man sama gëm-gëm mooy man li ma gëm ba gëm ko mooy que jigéen place am këram la wattu këram wattu njabootam mais yow sa jabar yaa ngi koy bàyyi mu liggéey fan la liggéey waay jóg wax ma fu mu liggéey nee na liggéeyul gëm-gëm non wuy ma attends fan la liggéey ba pare Oustaz Matar non man bëggoon naa ko sax laaj parce que am na divergence ñu déglu est-ce que xam nga jànq yi est-ce que xam nga xale yi jànq yi lañ gën a ragal seen yaay ndax lan yi lay def gis nga dañuy toog man xam nga dama am ay dañuy toog bu waxee dara mu ne ko wol ma astu rek mu ne pat nga gis mu ne papa mu ne lan moo tax kii ragal jànq bi te ñu ragaluñu parce que yu métier yi mu koy defa boo ko waxee di la menacé boo ko defee parce que yow la ñuy def seen non est-ce que du jànq bi la gën a miin que rigueur am mu koy tere di ko digal ba tax moom gën ko parce que loolu bi yaay joué jànq bi moom lay joué waaw moom la jànq bi moo tax moom lay gën a déggal je suis pas d'accord juste parce que amul affection si jànq bi parce que jànq bi mi ngi koy mettital mais am na affection si yaayam parce que yaayam wan na ko amour bu mat c'est différent ban amour non mais attends tu n'es pas prêt de sacrifier pour ton enfant nga amour ban façon amour la non Cheikh naa côté sacrifice boobu non ñu organiser pourquoi li mu wax jànq bi bu ko waxee mu dégg yaay ji bu ko waxee du dégg parce que jànk bi day terroriser xale bi c'est pas forcément loolu déedéet c'est parce que jànk bi si bëccëg bi di fecc ay guana fecc leneen daf koo béggee mën na nekk loolu it pourquoi nga terroriser c'est pas forcément terroriser xale saa yu ko jànk terroriser mu feeñ ci kër gi da nga naan que ni jànk yi ci biir kër la ñuy nekk fecc xale yuy béy ak xale yu kër yi jàmm am ci kër jànk yi boo set du xoolal vidéo yi fii Sénégal xale yi yàqu Sénégal même xale yu góor yi dama leen rek wuy ma Louise parce que yaa fi toogul parce que soo toogoon duñ ko yàq Cheikh naa léegi dama bëggoon baal ma laaj la foofu question parce que yow tu veux une chose et son contraire man par exemple dama lay laaj ki nga xam ne dafa nekk bitim réew léegi ki nga xam dafa nekk bitim réew am parce que gis nañ ko c'est des cas yoo xam ne très fréquent boo nekkee bitim réew nga am fa doom boo bu sa congé jeexee d'habitude da ngay préférer yónnee sa doom fii Sénégal sa yaay wala sa tante mu yoral la donc ñooñu amuñu affection seen doom léegi pare nga da nga ma laaj waaw vas-y da nga ne man dama bëgg une chose et son contraire waxoo dëgg wax ma lan laa fi bëgg ak contraire am non parce que tey jii nii boo nee jigéen bi dafa war a nekk keroog xam kan lañ doon wax non bul wax fi ñu toll nii bul ma keroog bul ma dama ne lan nga ma dégg ma wax fi loo xam dama bëgg ak contraire am rôle c'est que dama bëgg wax loolu ma waxul dama non wuy ma da nga ne dama bëgg non da nga ma jam da nga ne dama bëgg mbir ak contraire waaw léegi kon ma reformuler question Cheikhouna tey jii fan nga placé jigéen bi nga xam ne dafa nekk bitim réew mu sacrifié wu di liggéey di jàppale jëkkëram mais am doom yónnee ko Sénégal fan nga ko placé voilà pare nga xam nga dañuy wax ci ay situation yu bokkul may ma rek dama ne li gën ci jigéen da nga ma tegal ñaari cas moom dafa wax benn cas ma ne ko ñaari cas yi ban moo gën yow laa ko laajaat xale bi nga xamante ni dafa nekk ak yaayam nekk ci kër gi di liggéeyu kër gi di ko toppatoo di xool doomam jege ak doom ak yooyu ak xale bi nga xamante ni yaayam daf koy bàyyi dem liggéey ji 7 heures matin mu génn kër gi wàcc du gàtt kër gi 19 heures ñaari ban moo gën yow laa ko laaj non dama ne ñaar yooyu yow ban moo gën à ton avis waxuma man duma juger parce que question bi rek léegi wuy ma xam nga man lan la chaque cas est particulier léegi wuy ma non dama ne gënoo maa xam ne chaque cas est particulier mais dama ne ñaari cas yi am na bu gën
non dama ne kenn ki nag su fekkente ni situation dafa nekk. pour yow mu toog moo gën ki nekk attends pour man mu toog moo gën. d'accord loolu rek mooy kii. loolu laa wax. d'accord Lewis terminel. mais ki nekk circonstance. mais ki nekk bitim réew joxuñu ko jàppale xaram lañ ko jox. da nga ma laaj. ki nekk bitim réew maam lañ ko jox wala bàjj na. ki nekk bitim réew da nga ma laaj ki nekk bitim réew dama toll si ki nekk bitim réew da nga bëgg ma toll si ki nekk bitim réew dama la nekk nit gis nga doomu aadama moom la yàlla bindee muy adapté wu face à des situations. situation bu amee ci doomu aadama nit ki forcément dafay ut ay solutions léegi mu am ay réew yoo xamante ni c'est tout un système qui trouve des solutions mooy maanaam réew mi ci boppam. tey dama la jox benn exemple xale bi nekk bitim ma jox la exemple am naa raq bu jigéen boo xamante ni mu ngi dem na États-Unis mu jóge fa dem Canada def na léegi mu ngi ci 20e année mu nekk digg nga am na ñetti doom tey su wàccee heure bi muy dem liggéey ji jëkkëram heure liggéey ji moom day dem liggéey ji su wàccee moom bëccëg lay liggéey jëkkëram liggéey guddi ñoom ñaar xam nga organisation pour que xale yi tout le temps moom koy nekk moom suñu amul loolu noonu xale bi dañ ko jël xool fenn foo xam ne soit xale bi day jàngi daar wala xale bi day dem defe ji crèche wala xale bi day nang san loolu c'est un système may ma rek dëgg ma la dama ne loolu c'est un système kooku réew mi rek na un système rek na problème ba nga xam ne xale bi nekk ci mbedd mi au Sénégal c'est différent contexte yi du ñu benn loolu benn la deuxièmement culture du ñu benn aada valeur du ñu benn gis nga tey ma jox exemple ba ci nampal bu njëkk mag dañ ko daan jàngal dañ lay wax ne que ni jigéen suy nampal nii la war a téye doom nii la war a xool doom fii la war a dugal ween yi fii la war a parce que day ju affection day jël nangam du ñu nang sax yooyu mooy yi ñu gëm yooyu mooy valeur gëm te yooyu noonu laal bëgg xamal ni dafa am jeexital ba tey da nga koy gis ci éducation nga xam ne parce que ute na tey ak démb d'accord léegi ñu bàyyi Louise mu terminer je dirais juste par là que léegi bu ko dagg nag bàyyi ko mën ko dootuma wax sax l'idéal mooy yaay ji am doomam toog yar ko non mais attends mais le fait que yaay bi di liggéeyi ça ne fait pas de la femme une femme mauvaise. waxuma loolu de. non même ma ñëw rek Cheikh naa boobu léegi. waxuma loolu de dama ne boobu léegi yaa ngi wax il faut que ma si tamit ñu wax quand même. bul ma wax loolu. non bu terminé mën nga ci commentaire bu dee dina ko jar. bàyyi ko mu terminé voilà donc d'accord léegi man je pense que solution bi du parent bi du yaay bi du jànk bi du doom ji du papa ji solution bi bu gën a mag état la en fait. non état. non mais état la parce que congé de maternité 3 mois de congé de maternité c'est insuffisant. dafa tuuti trop te 3 mois yooyu. 2 mois après un mois avant la 2 mois après. c'est pas suffisant. léegi nag on dira que ne benn gain la boo xam ne nguur da koy perte wala entreprise da koy perte. réew mu développé wul tamit mënuñoo maye yenn temps yu guddi nga yor liggéeyu jàmm. waaw mais tamit kii liggéey am na lu muy fatt kii liggéey papa ji bañul mu liggéey de où est le problème léegi donc Cheikh naa lu muy kaas. nga ni kaasul dara de. waaw d'accord papa ji bañul mu liggéey ngir yàlla Cheikh naa bàyyi ma wax. waaw yaay tudd trop na laaj la waaw dénkaane ngi nii ay laaj fay dénkaane ngi nii de lii la. yaay tudd trop waaw boobu léegi ñëwaat naa de mooy tuba de. waaw waaye lii lañ namoon lii lañ namoon waaye lii. donc du coup yaay ji liggéey yi moom tamit dafa am apport bu mu am ci kër gi. c'est-à-dire que bu ñu jël benn côté rek naxasal yu si des. léeg-léeg tamit yéen yaay yi du ngeen am benn apport de bu dul non xam ñëpp xam nañ ni kër ñaara ko yor nag Sénégal bi ñu toll nii. ah bon ñëpp xam nañ ni kër ñaara ko yor. est-ce que bari dara non mais yéen loo leen def foo leen toj. gis nga man non góor ñu bari léegi ñoo yor seen kër góor ñi defuñu dara. ci li nga foog ay góor di takk mais yow sax da ngay fooy sa xel wala yow da nga jàpp sa xel di ci guitare solo wala nga ciy foo mais yéen a dem liggéey yéen cotisé wu leen sa kër gi yéen ñiy liggéey sax cotisé wu leen lu ngeen di cotisé oui ma Cheikh naa mi xam na ne bu jëndee waaw non bàyyi la ngeen di fay kewe jënd diwlin d'accord ñu tëj buntu boobu noonu la ñu jàll ci thème bi génnuñ ko sax ndax ñu ngi ci jikko yi génnul thème bi moo tax ñu bàyyi ñu wëyal ko ba ci kanam mais nii la kenn ku nekk ak na muy déggee bu ñu ubbee téléphone yi nag ñiy seetaan ñoom ni ma koy waxee ndénkaane ñoo ko moom ñoo nu dénk ñu koy joxe. ñu dem dellu si te dugg ci thème bi incha allah régie. jërë ngeen jëf xam nga ndénkaane dafa neex ba nga xam ne. waaw ndénkaane bu ñu demee rési sax ci suuf dañuy continuer ndénkaane macha allah léegi nag dañuy wëyal fi ñu nekkoon mooy démb ak tey jikko yeeg li ci jagadi te mu amoon luñ doon bàkkee réew mi ci jikko yu jàkk damay wax ne tout le temps baat bi nañ koy bàyyi xel mooy fii nit da nga daan wax ak moom mu jël baaraam bi joxoñ ko fii
ne fii deretu nangama fi daw te loolu léeg-léeg dafa raar deret nga wax tuddoo leneen lu dul deret maanaam fi nga bokk xamuñu nangam fi nga bokk duñu fen fi nga bokk duñu jaxase fi nga bokk duñu jël alal junu moomul fi nga bokk duñu yàq diggante ba tax na boo doxee ba ñu tuumaal la benn ci yooyu ne yaa ko def deret ji day yëngatu nga ne fii deretu nangama fi daw te léeg-léeg loolu dafa tumuraanke mooy nit ku mën a taxaw dellu ci boppam wane ne fii deretu nangama fi daw kon mooy wane ne Sénégal am na mbaax gu fi nekk goo xam ne ci deret yi la nekk di daw diw fu mu bokk ñu ne diw de askan sang kooku de seen askan macha allah ndax nangam ak nangam moom ban xeet la ñu ne moom de nangam la séeréer la ku dëggu koo xam ne de booy dénk rek dénk ko ku sincère ku nangam kii lan la joolaa la kii lan la saraxule kenn ku nekk ak fa mu bokk ak bu ñu soxlaa dara rek ci Sénégal xam nañ kan la ñuy jëlee ku bokk foofu noonu li léegi ne loolu mu dem ba léegi dafa bëgg a raaf joolaa bi bëggatu la doon joolaa 100% séeréer 100% pël 100% li xaaj Fallou Cissé di wax ne pël kese laa nee na moo bon waaye pël laa bon na bonul waaye mën na pël kese laa maanaam wane na yow mën nga war a def ndax nangam maanaam yow yaay ki génn xeet ci biir pël yi ba tax ne loolu moo tax ñu dellu si waat di ko waxtaane mais kenn ku nekk fa nga bokk boo fa dellu woon jëlee ci sa cosaan kon koo jëflanteel du la xeeb Louise waaw loolu yëpp dafa bokk ci jomb dégradation des mœurs mooy Sénégal léegi valeur yi wàññeeku ñàkk fayda bi dafa commencé bëri ñàkk fayda ñàkk am loo jomb daal nit dafay am lu mu jomb ñu ngi wax ci maa ngi gis ci thème bi violence léegi nit ñi dañoo banaliser lépp fu mu commencé damay jox détail bu gën a élémentaire saaga barki démb damay daw ci circulation bi gis ku ñu saaga mu wàcc gaari ci digg tali bi di xeex am ñoo xam ne kenn du leen saaga nit ñi dañuy wax ne non bàyyi mu jàll bàyyi mu dem mais am na ñoo xam ne seen jom mayu leen ñuy dégg ñuy saaga seen waajur man je pense que ku taxaw mu ne dégg ñu saaga sa waajur te defu la dara amoo jom donc loolu yëpp te léegi dañu ko def ci ay kaf ci débat wu tous les jours ay ñaari morom dañuy toog sax dañuy saagante dañuy waxante lu nekk donc yooyu yëpp ay valeurs yoo xam ne bu njëkkoon amul woon loolu mooy yu gën a élémentaire donc bu demee ba si échange yooyu rek kenn amatu ci fulla lu nekk ñu ne loolu du dara sama xarit la moo tax nag yu mag yi nag mënta ñàkk violence bi tamit da ngay gis ne pour ay affaires yu élémentaire nit jam moromam wala ni nga nekk ak nit da ngay xool ma jox la benn exemple am na ay 6 mois en arrière ou plus presque 1 an ñaari douanier yu jamante woon côté Kër Massar yu tiirante woon bal lan mooy seen problème kenn ki dafa am marché gagné marché bi doxalee ko bu baax. mooy transitaire yi. xeetu voilà kunun kenn ki dafa am marché gagné marché bi doxalee ko bu baax supérieur am nangu marché bi jox ko meilleur ami wam. soo yoroo rek ma lay fàttali. exactement donc nangu marché bi. xarit bi nanguwul la fekk nee na xarit bi warul woon nangu jël marché bi. xanaa moom doxal ko woon bu baax. bu fekk ko fee rey boppam. donc loolu yëpp ci ay dégradation des mœurs la bokk. donc nit ñi fay ñuy nangu. nit ñi fay ñuy am jomb. moi je pense que c'est ça le secret jomb rek mooy secret wu. dégradation des mœurs. 31 décembre lañ jógee sa moromu génération Thiapa Ñaama bi. ak niñ koy dundee. démb jigéen jomboon na ñu koy xamee fukki góor. tey da ngay toog ci sa biiri xarit di ndamoo sama far yu bari yi. ak seen loxo yu gaaw yi ak borom loxo yu yéexi ba tax na tey sa morom yu bari nanguwuñoo am jëkkër ndax tàmmi loxo yu bari foofu noonu ndax dañ koy delloo ci démb li yàqu tey wala déet rafetul moom wax dëgg yàlla mais ku nekk ak sa état d'esprit loolu mooy ñàkk rus bi ñàkk kersale rek parce que boo demee ba mën a toog ci fenn ndamoo ne man de am naa ñetti gaa kii mooy def lii kii mooy def lii kii mooy def lii ça veut dire que yow amoo kersa ci sa bopp mais tamit góor ñi tamit nangu nañ ko ndax da ngay gis góor buy doxaan
baal ma si kàddu bi xaw ma nan laa ko mën a waxee. buy labat voilà buy labat benn soxna si ne ko man dama am ku ma nekkal mu ne ko man loolu géré wu ma ko sama yoon nekku si kon daa di que ñoom ñaar ñëpp a yam. du ma bëgg ku kenn bëggul. man maay ñëw fekk ko fi jëlee ko fi donc ça veut dire que moom ci boppam nangu na ñu boole ko. ñu mais est-ce que li jig ko góor ki jig na la yow en tant que jigéen ndax ko góor ki mën naa am nangami soxna te yow benn jëkkër nga mën a am. pourquoi ngay accepter nangami góor ku ne nga jox ko sa kàddu. ngir am loo yaakaar di ko tibbee ci poosam. waaw mais xam nga yow kii au moins sax sosul fenn ko nee na ko am nga ki ñu fi fekk mais nag ku ma fi fekk garaawul man naa dugg rek. xam nga ko ñaar ñooñu ñoo yem accepter ko mu dugg. non waxuma ne baax na. encore une fois baaxul wax dëgg yàlla ndaw jigéen su nekk war nga yem si kenn bu aboutirul nga ut leneen mais yemal ci kenn ba boobu ñu xam ndax baax na wala baaxul ba pare. mais fii góor yeeg jigéen ñi ñëpp. ku nekk ak yaa ngi si bu baax bu gudd beeg bu gàtt bi Cheikh naa mi ak ñoom laay pay ñoom ñëpp. ah bon. ñu ci bu gudd beeg bu gàtt bi. te nga bay dugal. loolu daal moo fi nekk. mais tamit c'est pas parce que am na c'est pas parce que c'est une situation qui est là que ñu nangu ne baax na. mbaxaan moom baaxul te ci ki mu bon gën a bon mooy ku jigéen ki parce que moom rek moo ciy ñàkk mooy encaissé xaalis bi waaye luy naaj ci moom lay génn. lu tax appartement yi sa génération bi koy gën a jël. ñaareel boo demee ci agence yi ñi ëpp ñu signé contrat mooy sa génération bi te amuñ jëkkër. waaw loolu mais est-ce que man. non ñi mel question bi rek Louise wala boo ko ñëwee woon nga jox keneen. non bàyyi ko mu yëgale est-ce que man waxal est-ce que man. waxuma dara dama ne rek. est-ce que man. c'est-à-dire que loolu yëpp tamit du yoon. bay ko bay jàmm. mais tamit ku am sa maturité. c'est-à-dire que am na ñu nekk ci ay appartement te ñi ngi fay def lu baax defuñu fa dara ñu ngi xëy di liggéey ñëw di wàcc di toog. non côté jikko yàqu yi kay la ñuy waxee démb dañ daan gis jigéen day bëgg a nekk ci ron kilifteef nekk ci kër papa lu mu xat-xat ngay bokk néeg ak say sœur mais tey nga ne doo bokk néeg da ngay dem uti sa appartement. c'est-à-dire kilifa yi tamit dafa ñi ngi fayir ñoom tamit parce que bu xale bi demee ba am fitu beru ça veut dire que papam nelaw na yaayam nelaw na te nag man du ma am sama doom ba pare mu ñàkk kilifa bu ñàkkee kilifa ma woon ko ne maay ki sa kilifa donc na xale yi na papa yeeg yaay bàyyi bëgg koppar bàyyi bëgg lu yomb ba lu seen doom yi tegal leen rek ñu nangu. yéen a moom loolu mère Thiam. yéen ña. yéen papa. yaay ak yow yéen a bëgg xaalis. loolu tamit problème la ci jikko yàqu yi démb yaay yi wala baay yaakaaru loon luy jógee ci doomam ju liggéeyul. mais dafa daan fas yéene yor ay njabootam. ba ku ne man. waaye tey dalay leer ne sa doom ji amagul managul nga tàmbali koo teg ay charge. te ñu yor appartement almadi yeeg mameel yëpp amuñu liggéey xëyuñu de amuñu benn xëy. am nañu xëy kay. waaw nga xam ne sa doom léegi amul xëy ba noppi doo yëkkati teg ko ba noppi di ko tàgg ci lim lay defal te gëstuwoo fi mu jógee. loolu direct la ko Louise adressé wax. Louise waxuma de. yaa ko moom. ah bon. man Oustaz Matar Louise yaa ngi may tendance de Oustaz Matar dañu wax léegi si valeur yi. xam nga dama daan dégg sama maam di wax naan dafa am loo rus ak loo ragal ak loo jomb daf naan boo gisee loo rus ak loo ragal dugg ci li nga ragal bàyyi li nga rus ndax gàcce baaxoon te damay wax ni am jom sax xam jom a ko gën am jom xam luy jom moo ko gën Oustaz Matar gis nga boo juddoo fi nga war a juddoo màgg fi nga war a màggee gis sa ndey ak sa baay nuñ la yore wallaay doo def faay man loolu sama gëm-gëm la parce que damay dégg ñu naan lupp ndey lu mu lax doom ca lay toog am na benn kilifa bu fi nekk directeur la am na patron de presse la comme ni benn néeg la yaayam amoon jutu lu mat 9 doom sama maam moo nekkoon seen ñooñu juddu paa bi da daan ñëw indi ay gâteau jox ko yeneen xale yi ñoom ñuy jooy ñooñu bi ni ko kaay tu lekk rek la ngaa ngi leen mu jël xeeru Tuubaa yooyu ku ne mu jox la sa gémmiñ ne la noppil bu ñu amulee yére mu jël si xam nga am na yére yu fi xewoon yu weex am fi benn affaire bu rouge ñu naan ko yére marin la xaw ma ñoom dañ ci doon jooy dañ gisoon ñoo xam dañu am xaalis seen papa di leen ko jëndal te ñoom amuñu ko mère bi ñu jël basin bu weex def ci wëñ gu xonk ni ko weex ak xonk rek la mi ngi ni sol leen loolu da nga koy jàngal sa doom jàngal ko ci am jom ak muñ nga ñooñu tey. mooy ñu la doon jàngal yamal ci li nga am. li nga am yamal ci li ma am. li ma am ñun Tabaski dara ñun dañu judd fekk suñu papa nekk douanier mais sama tante bi ñu yar maa ngi koy remercier bu baax da daan jël basin riche dañ ko dagg ci yéen duñ ko jox pour ñu ñaan ñu bañ
mu ne bugguma ñu ne mën nañ lépp def leen ndax xaw ma ëllëg fu ñuy nekk ndax li seen bàyyi mën est-ce que ëllëg si biir seen jëkkër dinañ ko man te suñ la yarulee ci doyul ak lii Oustaz Makhtar day gis nga man soo xamante ne fukki junni du ma xëy damay nelaw. waaw xaalis moom sa yëf la. déedéet comme xam nga fukki junni dara. mais pour man ay millions la parce que dañ la yar. ci doylu man lekk reere ginaar. ak reere sombi laa yamale. ndax du tout le temps damay dégg ñu naan du bés bu nekk bàyyi rey nag. ay waxu wolof ay waxu olof la. doom da nga koy yar macha allah ci. te reeru daaw yi sax bu doon doy doy. bu laay reer mu ngi noonu donc kon nit ñi ñoom ñoo amatul léegi dañu bëggee gis nga te Oustaz Makhtar. est-ce que du bëggee gi comme rek nga ñeme ko si yéen boo juddoo ci matelas yi nga boo juddoo ci pajaas. soo màggee matelas simikoo ngay wëri fu mu ne. ñu baal ma mais buñ la yaree ci jom. ak am gis nga nit ki day woo famille am di ko teg ci biir nekk man dama bëgg ku jël sa doom xaaju guddi di ko yee. ni ko dama bëgg nga am jom de sa papa nii la dooleem toll damaa bëgg nga def nii damaa bëgg nga def di la wax loo xamante ne da koy dégg sa gis man ba léegi li ma sama tante daan ñun suñu tante moo ñu yar su ma koy wax sax su ma tëddee ba guddi sama borom ko bu ma defee dara damay indi rek loolu teg ko sa kanam mais léegi xale yi xamatuñ loolu amatuñ jom. est-ce que du li ñu ubbee woon moo tax xamatuñ ko mooy defatuñ ko ci ñoom ndax ñi ko def ci ñoom nekkatuñ ci kër gi. man mooy dellu si waat rek xam nga nag Oustaz Makhtar xam nga léegi wax nga léegi yaay moo daan toog naan lu mu lax-lax pooj bi dooma ci mais yaay jooy pooj boobu boo ko gisatul fooy mais da nga daan gis sa nit di seet si nit doom sax fuñ ko teg dañu ut bank teg ko ci waaye léegi koo gis maa ngi bëgg naa saal bëgg naa kër da nga daan gis nit ñi daan doxaan si xale yu góor yi ku nekk sa nit day toog du ngeen xam sa kër ndax ñëppay dañoo bari njaboot baa ngi ci kër gi mais léegi am bi ut bi dafa bari muy yaay am na yaay yoo xam ne ma yàlla baal kalaasu na bu sàll gi damaa bëgg nga am ku baax ku may teral damaa bëgg nga indi nangam sàng sa sëy yooyu du sax dem rëyal bët kañ bëtu kucc rek mu rëy doy na ci loo ci ñu luqi ko rek boo rëyee ba ñu luqi ko xale yi seen bopp te moo tax léegi Oustaz Makhtar man li ma gis léegi ci réew mi man daf te kat wax nañ ba sonn am na yaay yoo xam wax nañ ba sonn man damay gis guddi xale yoo xam ne seen yaay fa ñu toog billaay soo leen ne seen dooma def li dañ naan du moom ndax fu la lañ dox mais xale yi buy moo jur xatax gis nga suñu biir yi mooy indi ku ne mooy indi président mooy indi agresseur mooy indi la ndax biir moom da ngay jur rek mais li ma gis léegi moom ci réew mi man vraiment man xamatuma ko xool naa ko xool ba xam ne daal xamatuma ko d'accord vraiment daal war na indiwaat naal ñuy wax te koo ci wax waxu démb mu naan dañu tardé mais dañu tardé est-ce que ñu war a waxu démb xam nañ démb xam nga yaay bu fekkee jëlewul dara ci yaayam yaayam jëlewul dara ci maamam tey nga bëgg a def dara ci sa doom est-ce que man li ma xam rek laay wax ak li ma xam ndax ñun dañoo judd këru pee da nga gis benn néeg fukki doom ne ca bu sa papa ayee fi ñu dem fanaan sa néeg tànta ñooy añandoo ñooy reerandoo ñooy ndekkeendoo ñooy defandoo lépp ñun mosuñu xam loolu dëgg la dëgg la sa papa boo juree kii 9 kii jur 7 bu sa papa ayee fii ñëpp ngeen dem néeg tànta doon ñu dem néeg tànta nag papa mu ngi kër yaay waaw bu fi noonu la loolu tax ñu nekk ci jàmm macha allah waaye tey nag ñu doon fanaan ci néeg ñun fakk fukk ku ne yaa ngi sa titre foncé sant yàlla rek moo tax dama ne doom da nga ko yar mu gis nga doom su gisee yaayam mu am ni mu sëyee noonu lay defee mais bu gisee yaayam naan def façon doom ja ndey ja ku ko ban rek sa ndey bon sa ñun ñoo ko taasu de te olof lu mu wax rek dëgg la lu mu wax dëgg la xam nga ni li xew ci jamono ji xam nga ni Oustaz Makhtar ku ne sa ndey la tool dëgg la am loo xam ne bu ko doom ñemee defe naa tamit dëgg la yaay ji responsable la ci ndax bu la yaay gëmloo ne la sombi bi ñu am tey amul suukar la ñuy reeree te kenn du jàmbat ñëpp reeri tëdd du gëmloo kenn ci doom yi ne ko war nga génn ci safar mu utali la loo lekk defe naa doom yooyu duñ dem ba màgg dem di mbaraan yi dajale ay góor pour am lu ñu am ci seen loxo waaye dañuy fàttaliku ne seen yaay mës nañoo reeree sombi seen yaay mës nañoo lekk mburu doom indi ñetti junni may la ko man de 1000 francs man 1000 francs rek boo ko amee ñu may la ko ci biti dañ la naan foo ko jëlee lijjanti da ngay am parfum ñun la foo jëlee parfum bi waaye léegi doom day jëlal yaayam kër te liggéeyul dara ñu naan tey sama doom ji li may def yàlla nga yegg niw yoon du yegg fenn d'accord lay pay waaw Oustaz Makhtar en fait thème bi dafa am solo te si sa début wax da nga ko wax muy jomb ree dañuy faral di wax sama daf ma daan wax bu ma yàgg dee mu ne ma Abdoulaye ma ne ko mu ne ma judd góor judd la mais goree di jikko la bu lu nangu judd si famille gën faa yées
te doom bu nekk ambassadeur de famille moom daf koy représenté. sa maam moo la daan wax loolu. waaw. lu tax léegi loolu bëgg a xew yi sama maam moo ma daan wax. wala parce que daf ma daan faral di dénk xaalis ma nekk xale mu dénk ma xaalis. mais su ma dénkee xaalis ne ma yóbbul ma ko banque wala demal ma fii su ma ñëwee loolu la may wax su ma ko indilee quitus bi. parce que poste moo doon am boo déposé dañ lay jox reçu bu ma déposé mu ñëw mu wax la loolu ne la bu la ñu dénk alalam ba nga soxla si ñaar dërëm. tey jii di nag démission boobu moo am si parents yi xale yi. bëgg nañ mère Thiam daf ko wax léegi si biir waxam mooy dañ bëgg xëy rek lépp sotti bëgg nañ am kër bëgg nañ am oto bëgg nañ am lépp ba pare bëgg am liberté gis nga bu njëkkoon famille da doon am veto Cheikh naa da daan wax ne borom kër gi moom mooy kilifay kër gi même boo daan seetaan télé commande bi papa ji mooy yore télécommande bi ça veut dire que lu mu bëgg ngeen seetaan moom ngeen di seetaan su julli jotee bu ñu ne woon man je me rappelle bu julli jotee bu ñu nee julli leen télénovelas yi daan am timis boo jugulee julli ji fa la ñuy fayee télé bi doo seetaanaat télé bu suba parce que dañ koy fay julli woo timis dootoo seetaan télé ba suba yooyu moo doon culture yi ñu lay jox ba pare nag mu am tradition bu baax bu fi maam amoon tradition bi mooy dañ la naan moytul lii xoolal si diw jombal lii mais Thiama daf ko mës a wax benn jour mu ne bu njëkkoon buñ takkee xale bu jigéen si koñ dañ ko daan defal laabaan woo ay moroomu jigéenam boobu c'était pas parce que du woon déballage du woon pour wanewu ne kii nii la mel mais c'était pour ñeneen ñi ñu ne leen roy leen si diw ñaax la démb gis nañ revue de presse bi ki nga xam ne doomam dafa dem hôpital ñu ne ko sa doom dafa ëmb bu am 17 ans mu xam si am si crise ba fi la gaañoo ça veut dire que yaakaar bu tas la tey jii nii foofu lañ toll ani suñuy repère ani lu baax démb wax nañ si Sénégal ba tey li daan baax mi ngi baax mais ñun ñoo dem ba bàyyi li baax bëgg nag ibbeeku si àdduna dëgg la àdduna day ibbeeku mais à quelle fin li nga wax ne nit ki dafa war a doylu bul xeeb liñ la joxeel dama daan faral di dégg mag naan kenn du xeeb li nga am kenn du xeeb sa nguur kenn du xeeb nobel parce que ba si relation gàtt xel da siy am di nga nekk ak nit mais de temps en temps yaa ngi tu te poses la question kii est-ce que bëgg na ma torop est-ce que bëgg na ma torop boobu noonu pour prouver le mbëggeelam wala yow nga prouver ko sa mbëggeel mën na leen yóbbu si leneen loo xam ne da ngeen di dem si goree di loolu nga nekk ak say wujju bëgg a jël lépp bëgg a jël lépp moo tax tey jii nii nit ñi war nañ delluwaat mais nag am na retraite parents yi tamit li tax mu am retraite parents yi système bi moo metti mais boo amee doom nga ne doom ji mu am 13 ans wala 15 ans di jigéen wala di góor nga ne ko léegi maax yow li ñu séq mooy añ laa la ses añ laa séq ak yow sama yoon nekkul si ndékki sama yoon nekkul si reer xale boo xam ne si jàng la toll kooku yow yaa ngi koy jàngal mu débrouiller donc bu ñu nee la woon ni na doom yi mel ni ñi leen neex mais waajur yi tamit melu ñu ni waajuru démba laay ma ñëw ak yéen sa morom yi tey bu demee ba parents yi seen sœurs yi mënatuñu leen jël charge ak waa kër gi est-ce que du sa morom yi fas yéene wala aw seen bàyyi moo ko indi ndax dañuy gis sa morom yi ñu góor ñi toll ci nekk góor am 20 ans yu teg te ba léegi nga bëgg a wéeru ji ci sa bàyyi xëyoo liggéey yaa ngi na fanaanee xoole ba 4 heures nga dem tëdd nelaw ba 2 heures tey say papa say yaay bëgg la yor bëgg a yor say sœur est-ce que bu teeloon a am jom bi nga amee 20 ans fekk yaa ngi jéem dara ngir jéem a aw sa papa ci kër gi est-ce que boobaa du gérer añ ak reer ak ndekki ci biir kër gi mais Mère Thiama daf ko wax si dëgg waxam am jom xam jom a ko gën xam jom nag mooy mu leer la ne si famille bi ma juddu waruma def gàcc je ne dois pas être la rusée de la famille si famille bi ma juddu dama war a relayer famille bi si famille bi ma juddu am na lu may xaar am na lu ma war a def ainsi de suite te fi ngay xamee jom mooy si fi ngay jàngee parce que xale dafa nit bu nekk ak étape ba mu toll xale bu tolloo si jàng dafa war a jàng jàng bokkul ak leneen muy góor di jigéen bëri de si jigéen ñoo xam ne li yàq seen jàng farantu la non góor ñi lay dellu ba tey xam nga ne loolu ngeen layoon no maa ngi jàng non am na koo xam ne am jomom gis na ne situation bi laajatul mu continuer dem université mais dafa war a dagg njàngam dem marché bi ngir am na lu bari lu koy xaar lu taxaw lu jàmp lu mu war a régler te loolu xaar njàng du ko régler parce que morom yi bari léegi moo tax parents yi démissionné ci loolu xam nga li ne këtt ne jonn rek foofu la ñuy waxee mais tey jii nii tamit xale bi bu xamee jomam bu xamee lan mooy jom non seulement dina jàng mais pendant ces heures creuses si biir vacances mën na am liggéey du xeeb maçon du xeeb menuiserie
foofu si yow laa doon jëm fi nga jëm de parce que ñun yaakaar nañ ne ñenn si ñun bokk ñi ngi kese ña wax yaakaar nañ ne bu ñu liggéeyul tey si bureau rek amuñu liggéey yaakaar nañ surtout nag boo jàngee ba dem université wala nga jàng ba am benn niveau bi c'est rare nga gis ku jàng ba am benn niveau bi di dem ne day def ji menuisier wala maçon wala ainsi de suite wala ngay manœuvre parce que nit ki relève bi du damay jël famille bi en charge mais relève bi mu ngi commencé si yow nga commencé jël sa bopp en charge liggéey jom Ousmane liggéey laa war a ñëw ne waaw damay wax benn aspect rek mooy liggéey mu gàtt waajur moo ko war a jox doomam moo war a jox doomam liggéey moo war a tax xale bi am benn âge xam ne lii la war a liggéey dafa war a dem liggéey ji loolu man je pense que rôle waajur la ah bon oui loolu wute na ak li ñuy faral di gis boo ko responsabiliser non rôle waajur la waajur moo war a xam ne doomam âge bi dafa war a liggéey dafay liggéey mais boo bàyyi sa doom di ko cajoler di ko neexal mu war a jàngi non tey da nga feebar tey da nga lii du jàngi. maanaam mooy bu ñu la déggee mooy def ci doom ji jom. exactement. d'accord Cheikhouna. waaw moo waxaat onze billahi mina shaytaani rajiim. bismillah waaw xam nga. kontaan naa ci waxaat ci thème bi rek. bon par rapport ak li Louise wax Mère Thiam lay pay wax ko. dama leen di rejoindre rek ci côté yu bëri mais Mère Thiam dafa wax bu am solo. sànq ma wax ko Louise ci suñu wax ci bi ñuy wax ci mbirum yaay. gis nga àdduna doom dafa am ñaar yu am baatu yor ak baatu yar. yorin yi nag ndaxte yar du feeñ ci xale yar ci mag lay feeñ. gis nga di nga romb mag mu dox jëfalee nenn yi rek nga xam ne kii yaruñu ko. gis nga xale. dama den dégg sama benn copain muy wax ni que ni garde tes jours blancs pour tes jours noirs gis nga xale dafa nekk affaire bu grave. mais Thiam sànq wax ko wax bu am solo bu njëkk mag ni dañ daan am lu bëri def lu néew. dañ daan am mën a def fukk pour seen doom ñu def benn. pour won ko ne que ni ëllëg mën ngaa ñàkk. benn bii sax mën nga koo ñàkk. mais soo ko ñàkkee nan nga war a jànkoonteeg face à lii. léegi nag ce n'est plus le cas Mère Thiam dafa wax sànq benn wax bu am solo mu ne bu njëkk jigéen daan na am doomam sax doom ji bëgg benn affaire mu xam ne papa munu ko yaay ji naan ko del yemale sa bëgg-bëgg sa papa amul lii sa papa fii la doole mi léegi ce n'est plus le cas léegi ku jigéen ki day mettre la pression ku góor ki ñu ko defal leen jël doom yi xërtal ko ci góor gi defal leen bu ñu nee déet mu ne munu ko bàyyil ma dem uti ji pour su ma indee mu indi xale yi du ñàkk dara du ñàkk dara ci nii mais ëllëg mën nañ ñàkk dara est-ce que préparé ngeen ci loolu parce que une personne ne peut donner que ce qu'elle a yaa ko wax léegi xale da ngay def yenn yi ci moom ni ngay defee liggéey ci moom noonu ngay defee mu mën a ñàkk yenn yi su fekkee ne xale da nga ko nekk da nga ko mettre ci yenn circonstances yi parce que l'expérience c'est le vécu gis nga nit ki dina am loo xam ne dafay toll ci âge boo xam ne da nga koy wax muy dégg mais dama âge boo xam ne da nga koy vivre loo moo tax bu njëkk mag ñi dañ daan am ay doom su nawet jotee ñu yóbbu leen seen village yi ñu dem naweti ji pour que ñu dem dund ji lu ute ak li nga xamante ni moom lañ dund fii pendant 3 mois moo doon tax mag ñi bu vacances jotee ñu yóbbu xale yi lël moo daan tax mag ñi bu vacances jotee ñu jël xale yi yóbbu leen vacances seen beneen kër mbokk boo xamante ni kooku amul doole soo seetloo daan ñu woon yóbbu foo xamante ni dañ daan yóbbu la majeure partie xale yi foo xamante ni circonstances yi ute na ak fii pour que xale yi mën a découvrir leneen lu ute ak loolu benn la beneen bi mooy que tey culture du travail dañ koy def ci xale tey man damay def remarque am na kër yu bëri bu njëkk da nga gis xale bu vacances jotaan ñii dañ dem defi menuiserie ñii dem defi ji mécanique ñii dem defi ji nangam sangam ñi am doole dem port commencé journal yi yeewu ji gis naa ko xam ne vacances yi passé doom ji def ko yóbbu mu dem di raxas oto voilà boole ko kuy raxas oto mu jublu ci lan parce que mag ñi xam nañ ni xale bi su jàng jee pendant 9 mois nga bàyyi ko pendant 3 mois mu nekk ci li ko neex dafay dem day jël habitude yu bees foofu noonu boo seetloo xale bi su école di tijjee sax soo xoolee xale bi du sawar ci jàng bi day commencé biddanti day tayal nangam sax pour que bañ relâchement boobu noonu am moo tax mag ñi tout le temps dañ doon ut loo xam ne dañ koy occupé xale bi di ko layalee xale du sonn lañ daal voilà xam nga xale loo ko teg attan na ko léegi baat yooyu noonu dafa disparaître amatuñu gëm-gëm yooyu conviction ñu amoon li nga xam ne moom lañ gëmoon gëm-gëm yooyu amatuñ ko parce que lan dañu gëm leneen xale bi dafa war a foo dafa war a noppalu te bu njëkk c'était pas le cas bëccëg bi occupation xam ne bu 20 heures jotee 21 heures xale bi sonn dem na tëddi bu yeewoo julli fajar nekkaat ci li muy nekk noonu ins ba heure tey nag ce n'est plus le cas léegi xale bi da ngay gis ku jigéen ki comme yaa ko sànq mu ngi dem daw uti ji ku góor ki ngi daw uti ji rien que pour lan pour yore xale bi ba fàtte yar bi
parce que ci yorin bi day joué ci yar bi dama la jox benn exemple ah mais Thiam daf ko man sama maam bu jigéen avant muy gaañu dafa topp sama papa pour ma ñëw seet ko topp jo seet so ma ànd ak sama benn xarit dem seeti ko ba ma demee seeti ko ñu toog man ak xarit bi sama xarit bi doxtaan ba mu yàgg mu ne sama xarit bi pour mu may ñu waxtaan ñuy waxtaan mu ne ma yow de sa papa ba muy nekk def CM2 dafa gaañu woon ci tànk ñu ne ko këni pour bu mu jàng ji mais sa papa dafa mës a am jom ci tànk bu metti boobu noonu la doon jël kii di dang-dang di dem liggéey di jàng ba ma moon seen benn directeur boo xam te ni kooku daf ko bëggoon ndax geste boobu te ñu doon ànd dañ ko magoon 4 ans 5 ans mais kenn mus ko yam sa maam di la wax loolu nga commencé mu ngi lay ñaax mu ngi lay am signal bu mu lay lancé soo nekkee xale peut-être que tu ne t'en rends pas compte mais ay mag yoo xamante ay baat yoo xam ne mag dañ kaan wax xale bi du ko comprendre sax mais dañ ko xam pour mu nekk ci boppam soo demee di nekk mag nag yooyu énigme yooyu dafay ibbeeku ay caxloo yoo xam ne léegi dafay ibbeeku comme tey man Souleymane Faye su may dégg benn wayam boo xam ne sama papa daf ko daan teg ci sa diggu doole dafa am lu bëri lu muy laajee na nga bàyyi tux bi na nga bàyyi naan bi su ma ko doon déglu temps xale Souleymane Faye sa am disé mais rek tey baat yi ibbeeku na ci man maanaam que ni sa diggu doole li nga bëgg dafa am lu bëri lu muy laaj mooy que li maanaam dafa laaj ay sacrifice sa diggu doole yu bëri lu mu laaj nga bàyyi tux waxul naan mais mën na tekki tux mën na tekki naan mais mën na tekki leneen ak leneen ak leneen soo ubbee baat yi léegi nag baat yooyu noonu existé tul parce que ni ko war a def toogatuñu talatuñu kenn ku nekk mu ngi daw ci ginnaaw am daw ci ginnaaw am boobu dafa dem ba nga xam ne dañu fàttaloo lu bëri loo xam ne ay wareef la woon suñu diggante ñun ak suñu njaboot yi te tey loolu noonu nag dafay feeñ ci nga xam te ni bu ñu dem suñu doom bu ñu demee ba nekk mag loolu dafay feeñ ci ñoom parce que du feeñ fii parce que xale lépp looy def suñu rek du feeñ nii ba da nga gis ay xale sax ñaari xale nekk ci koñ nga gis kenn ki lëj bëgg ay xeex koñ yëpp di ko móolu mais seen kër su duggee seen kër am na nu ñu ko yaree am na lu mu vivre am na yu muy kii yooyu lay extérioriser si mbedd mi bëgg xeex bëgg ki nekk guerrier kee du xeex du coow dara mais bu ñu màggee rek yow da nga koy rombaat naan mais kii daf ma bett kii muy nekk xale kii dafa changé léegi parce que am na loo xam ne différence wu seen kër yi mais bu ñu màggee la feeñ foofu la yar di feeñ mooy bërgaluñ ko woon bàyyi ko mbedd mi jàpp bien vrai que xam nga mbedd bi doon na nekk gëri nekk xeex parce que mais si biir kër gi am na yu doon jànkonte loo xam ne kër yi jànkonte léegi bu ñu màggee foofu lay feeñi loolu mbir la beneen bi mu nekk que tey ñun Sénégal par rapport à la jeunesse gis nga oustaz li indi tey jeunesse du Sénégal tey ñu bàyyeeku mooy que ñun dañu troqué suñu histoire dañu nax mag ñi dañu nax parce que tey soo seetloo Sénégal xale su waxee sax ñu ne ko noppil waaw ñu jël kii salaamaaleykum aleykum salaam wa rahmatulah bu baax ñu ngi ziar ñu ngi doon ziar wér bisimilah naka yi tey boo jegee télé wàññi ko ñu gën a déggante waaw wàññi naa ko waaw bisimilah waaw nag ñu ngi leen di ziar wér wér yàlla nangu ko waaw ñu ngi leen di baal di leen baax jërëjëf waaw ñu ngi leen di seetaan tey ñu ngi déglu waxtaan bi waaw ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax ndax dangeen a fekk fi jamono toll ngeen fay waxtaane ndax jamono toll na foo xam ne ñu ñëpp noppee rek musiba am ndax li yàq ñi ci biir nit ñi di dëkk ak ñoom di tëdd ak ñoom di faan ak ñoom te it faaw bu amee ñuy yàq am ñoo xam ne si ne ñooy taxaw di defar waaw ndax daanaka ne technologie bi ak média bi yàqu-yàqu yi xam si ne Sénégal xamu ko woon yëpp ñoo ko fi indi waaw lépp lu nit xamul woon nga xam seen du ci saanu Sénégal bu ngeen seetloo bu baax di ngeen xam ne média yi ñoo ko fi indi média yi ci boppam ñoo fi indi wax yàqute gi ndax nit ku lu mu gisul du ko xam waaw bu fekkante ne la nekkoon suñu ci faan rek dafay di gis bu mooy ne loolu ngay gis doo xam lu bon waaye lu ci bari dañoo jëggaaleel ay culture yoo xam ne te ne ak yoo xam ne ay faan yoo xam ne di suñu gisaan indil ñu ko dañu ko tegal ndax bari na ci am na ci yoo xam ne si ne bu ngeen seetloo lu ci bari heure bis lañ koy teg te xale yi ko seetaan du leen dellu seen jiim du leen dolli ci seen aada du leen dolli ci seen yar bu ngeen xoolee parce que leen di jàkkaale ak tey di seetaan ak film boo xam ne si ne maanaam ñu maanaam yëllay film bi du sa cosaan du sa diine du sa dara toog di seetaan ak sa ngeew ba mu yàgg muy gis ñaari tubaab yu jàkkaarloo di fóonante yow nga di ko xool sa doom di ko xool mu wër na ne yow lii du lu ñu war a seetaan
te yow loolu wër na ne yow mënoo ji dara yaa ngi ko jàkkaarloo di ko seetaan ak. non d'accord sëñ bi est-ce que dinañ d'accord ci mënoo ci dara télé bi yaa ko jënd indi ko ci kër gi yaa yor commande bi. bu heure yooyu jotee pourquoi nga fay ko njaboot gi yëpp dem nekk ci leneen. xam nga Oustaz Makhtar. xam nga télé bi day wër yow sa suuf doo fi ne. te xale bi diir bi nga nekk ak moom rek nga ko mën a watoo. xanaa boo fi newul yaay ji mi ngi fi. yow yaa ngi wax léegi ne am na ci kay yoo xam ne yaay ji day xëy liggéeyi papa ji xëy liggéeyi. kon day dellu si waat li seexu naa doon wax problème boobu kan moo koy lijjanti. mais loolu moom ba tey mën na ko lijjanti. parce que tey soo seetloo ak décodeur TNT yi ak fi àdduna toll ak décodeur yi léegi tey parents ils ont la possibilité tey ñu orienté seen doom yi ci li ñu bëgg parce que tey am na ay chaînes yu bëri yoo xamante ni tey dañu spécialisé yenn doom yi wax tey parent bi décodeur mën na la permettre nga codé yenn chaînes yi ba nga xamante ni yow mën nga orienté sa doom yi ba nga xamante ni li nga bëgg ñu seetaan la ñuy seetaan mais li ngay wax aussi on te rejoint par rapport yéen parce que tey àdduna toll fa foo xamante ni xale yi kenn mënutu leen tere dem ci yenn accès yi accéder si yenn yi waaw yooyu moom bon vraiment mais xam nga sëñ bi kon moom dama lay wax rek. kon moom boo côté xale yi doog a judd ñoo la gën a xam fu ñu dugg ba dindi côté. xale yi nii bari na lu ñuy def seen téléphone bi seen parents yi xamuñu ko. xam bari na looy côté ci télé mën nañu ko dégg mu indi ko de yow te yow doo ko xam doo xam ne sax lii xale bi xam na ko wala xamu ko fekk moo la gën a ñor ci wàllu côté boobu. xam nga dafa am lu sëriñ bu baax woon sëriñ Touba dañuy defar taxaw mooy li Cheikh naa doon wax léegi ne nit ki il faut mu taxaw. jabootam war na leen defar. suñu tubaab nee na defar taxaw. ku taxawutoon munoo koo defar. ndax sëñ Fallu Mbàkke radiyallahu anhu daa wax ne suñu bàyyi Cerno dañoo jàngal bañ ne ar mu yar ñu bañ ne mër mu yeenu bañ ne jar. waaw bëri na li ngeen wax naan nit ki dañu ko war a xamal jom maanaam gone bu jóodu judd magasin bu dara nekkul la. waaw magasin bu ne ku ne da ciy bëgg a def. waaw yow mi wajuru nag boo góorgóorlu loolu la nga ca def bu màggee ba toll ca day xam loolu waaye bu nekk moo wujjoon nga naan ko da ngaa war a am jom nangam mu nangam loolu day fekk mu passé parce que buñ ko jubbanti ca tooy ba nga koy jubbanti mais boo bàyyi ba mu yow boo jubbantee day dam d'accord loolu mooy wax ji am na solo waaw jërëjëf waaye defar moom taxoo rek taxoo waaw am na ci solo de man gëm naa boobu bari na ci kàmb yoo xam ne si ne nit dana dox ba dugg te ñàkk xamay tax dëgg la waaye ñu ngi leen di sant di leen gërëm di rafetlu waxtaan bi jërëjëf di leen ñaanal yàlla taxawaay bi yokku wér gi ak fan yu baax a baax te yokku xéewal yi jërëjëf te it yàlla na yàlla defal dégg ak jariñ amiin jërë ngeen jëf jërëjëf ñu sant ko baax a baax gërëm ko defar taxoo moom lay faral di wax ne yar day ànd ak jot ak expérience yar jot da ciy baax xale yi tey ku leen bëgg a yar te amoo seen jot yar leen du yomb loolu moom dëggal naa ko ci li mu jeexalee mooy jot gi am na ci solo lool naan leen jàkk ñu lay gis nga leen di gis di wax ñuy dégg am na ci solo waaye nag yarkat bi tamit nekk yarkat ñu bari du ñuy yarkat dañoo fakka salu ci njaboot rek mais programme wu ñoon am njaboot pour yar leen seen morom ya toll ci takk rek ñu takk bañ ñu leen di wax célibataire ak nangam xëy fakka salu ci njaboot léeg-léeg sax bu seen soxna jëlee weer ñu tiit ndax sóoraale wuñ ne war nañoo am doom bu ñëwee da leen di la jël ndax parewuñu pour jël ay responsabilité am na loo xam ne nii responsabilité la da ngay fas yéene jël responsabilité pour taxaw yàlla jox ma soxna ma yor ko yàlla jox ma njaboot ma yar leen lu mu laaj ma def ko boo ci taxawee noonu yàlla dimbali la mais bu fekkee ne soxna si pare nga pour léegi ngeen tàqali ko jëkkër ji léegi ngeen tàqali ko doom ji dalay xatal ci biir kër gi jooyam mënoo ko supporter bruit mënoo ko supporter mais kooku fas yéene wala yanu te yanu njaboot dafay diis kooku du waaj léegi dama doon daanal si suñu jeunesse bi dama nekk ni suñu histoire jeunesse suñu histoire dañ ko troqué te ay mag ñoo ko troqué gis nga àdduna ba mu sosoo ba léegi ay ndaw a ko defar ñun Sénégal lu tax ndaw ñi li ngay wax noonu jom jooju valeur yu newul ci ñoom parce que defuñu ko ci ñoom parce que ndaw warut am xalaat ndaw warut am xam-xam ndaw warut a def warut a dindi tant que loolu dañu ci suñu société bi dina yéex tey mu ngi commencé dañ sax parce que léegi yaa ngi gis ni que ni jeunesse bi ñu ngi commencé di teel a entreprendre di teel a jël ay initiative et tout di dem di kii mais bu njëkk
tey soo seetloo histoire du Sénégal même soo xoolee ci buur yi soo xoolee ci sëriñ seeg ñoom ñëpp bi ñuy commencé xeex ak di commencé bañ ay ndaw la ñu woon mais tey soo seetloo image Sénégal lépp lu ñuy identifié wu ci def lu baax tey même sëriñ si soo leen di xool ay photo Maguette lañ lay wan ay Lat Joor boo leen di xool ay photo Maguette te pourtant Lat Joor bi muy commencé bañ il avait 14 ans yeneen buur insu mais koo ci kii ay wala ñun amuñu benn emblème wala benn figure boo xam te ne dafay identifié wu ak jeunesse bi yaa ngi ko yooyu noonu c'est des choses yoo xam te ne gis nga tubaab bi soo defee remarque tey Amérique amuñu ay idole amuñu ay figure yu mag amuñu Serigne Touba amuñu Seydi Hadji Malick amuñu kenn amuñu ay Lat Joor amuñu yooyu amuñu ko mais bañ demee ba xam ne amuñu ko te dañ xalaat jeunesse bi dañu war a identifié wu ak ay jeunes yoo xam ne dañuy def lu baax dañu créer ay figure ay Superman ay Batman ay nangam sax ñoo xam ne dañuy def lu baax nekk ay jeunes nekk ay musclé nekk ay jantal nii que jeunes yi di identifié wu par rapport ak ñooñu di fuglu yu baax yi ñooñu jëm def mais tey ñun Sénégal ay màggat rek lañu identifié wu. d'accord am na ko ñu identifié ñu jël ko balaa ñu ñëwaat ak Louise salaamaaleykum. waaleykum salaam. bu baax ñu ngi ziar. delloo ziar bu wér. yaa ngi bàyyi xel dénkaane. bu baax a baax a baax a baax. aywa waan dénkaane ngi lay déglu. man moom li ma tardel liggéey tey moom. daanaka jàmm la waaye damaa yaakaar ne lii dafa nekkoon sama chance pour ma déglu ko. gis nga seen émission bii nii. waxuma émission bi yëpp de waxuma ndenkaane yëpp sax di waxatuma ndenkaane émission yi fi jaar yëpp de. waaye bu tey bi kese laa wax de. buñ ko jëndoon ci njëgam. yéen liñ leen war a defal tey kenn mënu ko xayma. ndeysaan. ndax daanaka li yàqu Sénégal ak li ko yàq. daanaka lépp tudd ngeen ko. te ci seen biiri wax daanaka saafara bi mën na ci génn. am na waa jiitu bi seexu na am na lu mu wax sànq maanaam gis nga nit ki loo deful ci moom mënul nekk ci moom nit ki balaa nga sëkk yar ci moom daa sëkk ñu defoon ko ci moom te nit mën ta yar boppam te gis nga yaru nit xale bu ndaw boo ko yaree yar bi du feeñ bi muy nekk xale yi ci bu mu demee ba nekk mag ba nekk baay bu demee ba nekk bàyyi ci lay yar bi di soog a feeñ ci moom mu def dara rek nga xam carrément fii naka lañ ko yare mais gis nga base bi yëpp daanaka benn système la al madrasa bi borom xam-xam yi wax daanaka am na ñoo xamante ne dañ koo comprendre mais suñ la wax ni moom moo nekk école boo ko defaree defar nga lépp mais boo ko yàqee yàq nga lu bari mais gis nga Sénégal maanaam kon yooyu ñuy sonn di incarné leneen di def ci leneen dañoo jaare nit ñi ko bugg a yàq dañoo jaare ci jigéen ak xale fexe ba gis nga xale bi jigéen bi moo koy yar mooy dugal dara ci esprit bi maanaam jigéen bi ñooy dugal dara ci esprit xale yi ñoom nag dafa am benn esprit bu ñu dugal rek ci bopp jigéen ñi bàyyi leen parce que xam nañu ne jigéen ñi ñooy dugal esprit boobu ci bopp xale yi mu nekk maanaam loo xamante ne rek lu ñu virus bu ñu dugal ci kii la rek parce que war nañ leen dina wàll xale kon du sonni di yàq ku jigéen ci di yàq xale ba non non ku jigéen ci rek lay jaar dugal benn esprit rek parce que xam ne esprit boobu dina ko wàll xale bi te mu nekk système bu garaaw nag te neexul a xam da ngay gis jigéen ñi léegi Sénégal ni ñuy bakkoo mel ni mbër bu jàkkaarloo ak moromu mbokkam jigéen ñi dañuy bakku face à face ak góor yi maanaam ay parité ay émancipation de la femme ay li ñu góor baax na jigéen baax na ba ñu koy wax parce que ni ñu ko comprendre léegi bokkul góor baax na jigéen baax na mag ñi ñoo ko doon wax mais la taxoon ñu koy wax ak lii léegi dafa bokkul mais nag nit ñi jox nañ ko beneen compréhension maanaam yow en tant que góor saa boo xëyee sol sa dal rek dem liggéey rek jigéen bi dafa war a xëy sol dallam rek dem liggéey te ñëpp mënuñoo liggéey te ñëpp mënuñoo liggéey
parce que liggéey bi gën a am solo mu ngi ci kër gi. mais borom xam-xam yi waxuñu woon ne al abbu madrasa te papa mooy jur. waxuñu woon ne al abbu madrasa al ummu madrasa la ñu waxoon. yaay mooy école. waaw. ñu ne nag daanaka koo xamante ne saa boo ko defaree rek comme fleur la rek comme garab bu war a sax la rek saa boo ko defaree ñag ko arrosé ko defar ko ba mu normal rek mu ne defar nga peuple boo xamante ne rek mooy loolu. mais nag boo ko yàqee contraire ba dal di ñëw. d'accord jërëjëf. kese mooy problème bi. nit ñi nañu xool benn système boobu na ko nit ñi réglé ci jigéen ñi mën a réglé waale xale yi mais gis nga buñ ko deful. nit ñi kenn mënu leen a gar kenn du leen mën a orienté. nañu orienté jigéen ñi rek. mais saa boobu dafa am wax bu am solo bu mu wax tànk. ci maanaam ci doy bi gis nga ni saa buñ la yaree da nga yemale reere ginaar ak reere pointé. suñu mag dañ doon wax sama maam dafa doon wax ne biir du xam ne. saa boo reeree cere kese 6 points de mburu ak si nga xamante ne yàpp la reere bu ngeen demee xale di ngoon nag kan cere neen bi nga reer kan lay xëy da nga xam ko li nga xam biir bi de du ko wax. waaw parce que biir bi du ko wax. mu ne gis nga loolu gis nga doy bi fu mu dugg. def nañ ko ba arab yi di leebu ne alqanaatu kanzun laa tafnaa. maanaam gis nga doy bi dafa nekk koom boo xamante dafa nekk koofar kool boo xamante ne du mos a jeex ilaa yow mi diin ndax loo am doy loo ko. mais gis nga boo amul doy amul lu la mën a doy ci addina da ngay gis ñaari jigéen ñuy dund ci benn environnement ci benn dëkk kii di dem marché xëy yóbbu 4000 francs kii yóbbu 1000 francs. mais du feeñ ci ñoom kii yóbbu 1000 francs sax muy dafay mel ni moo gën a seet sax ne moo gën a stable ki nga xamante ni moom moo yóbbu 4000 francs. d'accord jërëjëf ci njëriñ bala. jërëjëf waxtu yi bëgg a jeex amin yaa rabbal alamin amin jërëjëf am na solo tudd na baat yu am solo yaay école la école nag day baaxoo fixé ak am programme ñoo xam fan la nekk beneen biir wax na loo xam ne lu am solo la mooy doylu trésor la bu dul jeex xam naa damay ñëw ak Louise rek ndax waxtu wee ngi sori looy del si waatee waaw li may wax rek mooy tamit lu Cheikh naa wax c'est vrai il faut que yaay tal seen doom yi waaye balaa tal doom yi di am boobu foog ñëpp jël seen responsabilité foog papa yi xam ne ñoom ñooy kilifa kër yi foog papa yi xam ne ñoom ñoo war a dundal seen njaboot foog papa yi xam ne responsabilité kër gi si ñoom la nekk bu ñëpp amee seen responsabilité ñëpp xam ne ku nekk xam sa rôle problème du am waaye bu waajur bu góor bi ñëwee loo xalaat mi ne aw ma ko bu mu war def si njaboot def ci àll bi waaye waajur bu jigéen bi faaw mu génn dundal njabootam donc li fi nekk mooy il faut ku nekk jël sa responsabilité beneen aspect bi mooy man dama gëm ni waajur day def ci doomam waajur day yar doomam waaye am na benn âge bu xale bi di toll moo yar boppam am na benn âge bu xale bi di toll ay jàpp 17 ans jëm kaw moo yar boppam mooy kilifa boppam du nekk kilifa boppam sax est-ce que joxoon nañ ko jumtukaay bi mu nekk xale waaw mais bu ñu ko joxul dama lay jox benn anecdote dama xam nit koo xam ne ci mbedd la mësa xamul papam xamul yaayam ci mbedd la mësa màggee tey jii may wax nii directeur d'entreprise la mësta jàng école kooku moo defar boppam kooku moo yar boppam est-ce que yàlla dimbalewu ko ci mbedd mi mu daje fa ak ñi ko defar tamit mbedd mi léeg-léeg dana am exception koo xam ne yow ci suufu point yi nga doon fanaan lu nekk nga def nga ko yow da nga jàpp ne mbedd moom mbedd boobu day defar mbedd boobu beneen société la waaw beneen société la mais nit ki defar na boppam parce que nit ki bu amul bu bëgguloon facilité am lu mu jomb am lu muy bañ day def am lu moroomam bi mu di def day sàcc day def lu ko neex waaye amal na jom boppam créé na petite entreprise boppam ba xëy loolu nekk loo xam ne lu mag la ñëpp xam ko ci réew mi ndimbalu yàlla ndimbalu yàlla mi ngi ci waaye jomu nit ki tamit mi ngi ci donc juste pour dire que nit ñi tamit nañ jar seen bopp bañ a jël yëpp teg ko ci kaw waajur yi daw nañ ba sonn waajur yi wax nañ ba sonn waajur yi soññ nañ ba sonn xale yi nañ am jom ndax bokk na ci comme image yi ma la woon léegi ca ndàngaan sàmm xam naa loolu moom maa ngi koy war a yóbbu ci aaxiru zaman mais danañ ko tàmbalee ci ndénkaane ko waroon joxe fii ñu wane ko ndax 31 décembre non loolu moom mënuñ ko wane ci écran ay xale yu jigéen yu tubaab bu jógee France tubaab bi ko organisé France la jógee 31 décembre bi ca ndàngaan sàmb benn petit hôtel bu fa nekk jël ay jigéen futti leen ay maillot de bain la ñu sol
maillot de bon laa koy tuddee sax ci bu dee ci anam googu noonu la di défilé. li ma métti ci aspect bi. mais loolu day élection Miss non loolu musul am Sénégal musul am Sénégal musul am. gisoo image yi en fait. deux pièces lañ sol di défilé. man li ma gën a métti mooy dafa ouvert à dafa amoon public. li ma gën a métti ci yëf bi mooy defuñu ko en catimini nëbbatu. mais gis nga waa àggaleel. loolu ça doit pas rester sans sanction loolu. yeggaleel waaw voilà loolu moom wax dëgg yàlla. waa ñu jël abi yeggali abi saw la sant. waaw saw la sant. non yàq ngeen ko quoi. abi saw nga sant. saw pullo kay. moo bul yegg ci pullo gi kay jaru ko saw kay forox rek. déedéet saw pullo. la yow nga bàyyi fi sant yëpp di tànn saw. déedéet saw moo baax. jërëjëf lan moo nar a fës benn waxtu. waaw li ci gën a fës bokk na ci Khalifa Babacar Sall moom nag dafay des ca kaso ba li ni mel nag daal di tukkee ca chambre criminelle bu cour suprême ci àttewaat bi ñu doon amal jëmal caisse d'avance ca mairie bu Ndakaaru ñi ko doon layool di ay avocat wam nag daal dinay jàngat boobu re arrêt naam sax ki nga xamante ne moo di Khalifa Babacar Sall dëggal nañu daan biñ ko teggoon teewul moom nag mën na bokk ci jongante yi nga xamante ne mooy am ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru février bi ñu jëm ñi ko xamle nag di ay avocat ñoom sax noppi nañu ngir rek amal beneen procédure ngir rek daal di weddi bi lekk atte bi nga xam ni waddu na tey ci leneen mooy ñu ëpp ci kujje gi amuñu mbooloo ci réew mi li ni mel di gis-gisu ministre conseiller bii di Abdoul Aziz Mbaye mi ngi doon yëkkati yile kaddu ci panel mouvement Macky moo ñu yor ñu ko doon amal ngir rek def seenu ko bilan bi ñu jagleeloon parrainage bi ku fi nekkoon jëwrit bi nga xam ni moom lañ dénkoon lépp lu jëmoon ci wàllu aada cosaan jaaree na fa rek rafetlu financement bu takku bi nga xamante ne si banque mondiale jox na ko réewum Sénégal jagleel ko ci ñaareelu phase bu PS waaye tamit liggéeykat yi nga xam ne ñoo nekk ca Dakar Bamako ferroviaire ak petit train bleu ñoom nag ñoo ngi xaarandi ba tey seen payoor yi nga xam ne rek moom lañ leen yoreel ci weeru novembre ak décembre ñoom sax ñu ngi ñaawlu li nga xamante ne moom lañ ne rek joxuñu leen seen gëdd te itam noppi nañ lal seen ko plan d'action bu jaree sax ñu bàyyi ci seenuk bakkan ci leneen itam fii ci réewum Sénégal ndaw yi jëfandikoo sinébar daanaka ñu ngi wëy di gën a bëri askan wi di ko ñaawlu bu baax a baax jàpp ni ñiy jëfandikoo li ni mel mën nañ rek daal di nasaxal seenuk wér-gu-yaram waaye loolee nga xam ne moo di dorog ak lépp lu ci jëm mën na tax rek ba ñuy def lu nga xamante ne naka sudul noonu la te itam lu ñuy mën di rëccu la oustaz nag ngeen jàpp ni lii mooy li gën a fës ci bopp xibaaru digg bëccëg gi. d'accord Abi jërëjëf saw ba benn waxtu ak jàmm. jërëjëf Louise looy tënkee ak sa ndenkaane ndangaan sàmm moom xam naa. ndangaan sàmm moom gars yi war nañ ci wax ñi ñaan yàlla rek loolu bañ fi amaat te ñi ko def tuub. te bañ ko defati. may wax ne li ma waxoon léegi rek na xale yi amal seen bopp jom. yar seen bopp liggéeyal seen bopp xam ne fii ku nekk rek li nga liggéey rek ngay am. may remercier fans Cheikhouna yi. kenn ku tudd Caba John. boo xam ne man Cheikhouna la mais tey farul ak moom. mais yow mën nga faral rek. waaw man yow laay faral toujours. donc juste pour dire que ñooñu as ñoo xam ne xaw ma leen. ñu ngi dëkk ba Saly mais dañuy safoo ndenkaane tout le temps. ba tax ñu ut sama numéro wax pour ma waxal leen lii. donc ay fan su Cheikhouna rek. xaw ma dañu faral rek pourtant maa ngi woon Saly de. non sa génération xaw ma dañu faral seen Cheikhouna. te feeti maa ngi woon Saly boo ko xool ma seet leen. lu xewoon Saly. di feet la ma demoon feetu ànd ak soxna. est-ce que nekkul luy sa ndénkaane. ndangaan yaa ngi fa woon de. bon man ndénkaane bi juste que li waa ji woote léegi nii moom lay tëjee rek dafa wax bu am solo mooy que àdduna li muy wax naan que ni góor am na njëriñ jigéen am na njëriñ. mais njëriñ yi bokkuñu dama joxe benn exemple ci football. gis nga football góol bi mooy jigéen bi mooy buntu kër gi ci moom lay bu fa nekkul lépp fa lay jaar dafa mel ne bu jigéen bu génn kër dafa mel ni buntu kër gu amul buntu. wax na ko ci biir waxam mu ne tey ci Occident ak lépp lu ñu si suñu jigéen ñi lañ ko jaare gëm-gëm yu bëri ci suñu jigéen lañ ko jaare mooy wax bi mu wax chaque jour que ni émancipation bi ñu am mooy émancipation bu négative bi nga xam ne sénégalais moom lañ am. mu wax encore beneen wax bu am solo muy kalan tey gis nga gëm-gëmam mooy que tey colonisation ak esclavagisme tey léegi c'est psychologique ay gëm-gëm la soo seetloo tey Chine da lay wax ni man modèle économique bii laa bëgg Afrique jël mooy sama modèle. France naan la modèle économique bii laa bëgg kii naan modèle éducation ñun lan mooy suñu modèle. ñun tout le temps ñun ñuy imposer ay mbir kenn ku nekk américain am na modèle am ci économie ci culture am
ci éducation am ci leneen France Insou kenn ku nekk di jéem a xool réew Afrique yi naka koy imposer modèle yooyu noonu mais fan la koy jaaree ci ay gëm-gëm ci ay parce que tey soo xoolee télé yi ñaar ñoo fay am information ak communication te communication bi dafa ëpp doole information parce que boo xoolee information yi mu am ci télé yi bëriwul ay heure journal la mais capsule yi ciy jaar documentaire yi publicité yi jaar yëpp tey dafa nekk loo xamante ni dafay ñëw di gëmloo suñu société bi surtout jaaree ko ci jigéen ñi ay gëm-gëm yoo xamante ni tey dafay naxasal suñu ay culture ak suñu ay valeur ba mu dikkee ñu duñ nekkee di nuyu nag benn waajoo xamante ni moom it day bëggee ndenkaane lu bëri démb dama daje ak moom wax Colobane la dëkk mu tudd Pape Malick Diop Colobane xam nga mu ngi leen di leen ziar yéen ñëpp xam nga d'accord jërëjëf Laye Paye waaw di wax ne rek nañ dellu si suñu ay valeur parce que bu njëkkoon doom yaa papax yaay ko juróon mais ñëpp a daan yar kër gi dañuy yar mbedd bi di yar école di yar nañu delluwaat si culture valeur yooyu nga xam ne amoon nañ ko mais surtout di jomb di wut am kersa xam bu baax li ñu ruus ak li ñu ragal boobu dénkaane rek laay jox d'accord mère Thiama waaw Oustaz Matar ma lay nuyuwaat bu baax damay wax benn wax boo xam dama bëgg ñu koy déglu damay wax baax ndey baax baay baax ci sa bopp moo ko gën ndax bu sa ndey baaxee sa baay baax te yow baaxoo amul sa waaju tam mën nañ sa faanu yow nga tegu si yoon moo tax ñun ñuy wax ni baax ndey baax baay baax ci sa bopp moo ñu ko gën yàlla na fekk nag ñun ñu baax suñu bopp may nuyu nag sama ay doom yoo xam ne fii lañ ma xam à travers Ndenkaane ñu ngi nekk Grande-Bretagne à travers maa muy Papi Sidibé international Papi Sidibé